asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal ci studio ITV i rajo synchronisé ak suñu réseaux sociaux yi di nuyu ku nekk turam ak santam di leen dalal comme ni ñu ko faral di def bi mbas mi commencé ba léegi ci réew mi dañu dalal fii ci studio bi ay kàngam nag ñëw ci xam te ne dañoo seen xam de màcc ci mbirum bu ñuy wax ndaxte xam ngeen ne coronavirus bi maanaam mbas bi bàyyiwul dara fépp la laal foo xalaat rek ci dundinu nit laal na ko ndaxte dafa mel ni adduna bi taxaw na te ci taxawaay boobu am na secteur yu bëri xamante ni yu important la ndaxte Sénégal bu ñu waxee mbéy dañ ciy teg élevage lu am solo la élevage bi nag ñun ñëpp ci la ñuy juddoo ci la ñu màggee ci la ñuy xàmmee fale ca Fuuta fu ñu jógee maanaam élevage lu am solo la ci nag yi ci béy yi ak ci xar yi ak ci lépp moo tax tey ñu dalal fii ci studio bi Ismaïla Sow muy président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal président de la maison des éleveurs de la région de Thiès te ñu waxtaan ak moom secteur bi mu nekk naka la maanaam mbas bi amee conséquence impact ci ñuy liggéey di dalal tamit Ismaïla Ndiaye docteur vétérinaire la mooy président d'honneur de l'ordre national des vétérinaires du Sénégal parce que xam ngeen ne mbas mi bu ñu nee lu ko indi ñu bëri nee nañu xuwaan ci Chine ci mala la jógee ci loolu la ñu wax laata gaa sax yeneen wax am na ci ba Donald Trump ne laboratoire ak yooyu waaye bu loolu bu ñu ko leeralagul daal duñ jàpp gum mbas bi ci mala la jógee moo tax ñu mën a waxtaan ci mala yi élevage bi ak impact économique bi ci réew mi naka la Ismaïla ñu ngi lay nuyu di la dalal yow yaay président national des maisons des éleveurs bi yëfi doore ba léegi waa élevage dañ leen déglu lu bari ci loolu est-ce que mbas mi am na njëkkital bu mu indi ci seen liggéey. jërëjëf Alassane ma bëggoon la ñaan d'abord gannaaw ba ma la nuyoo gërëm la aussi ci invitation bi rafetlu ko lool mais surtout aussi na nga composé say invité na wax éleveur ak vétérinaire mais di nuyu aussi tamit njiitu kër gi mooy Mamadou Ibra Kane di nuyu seen collaborateurs yëpp vraiment aussi di leen féliciter bu baax di ñaanal yàlla aussi tamit groupe immédiat ci taxawaay ba nga xam ne taxaw na ko ak aussi tamit vraiment taxawaay bi ngeen taxaw depuis que situation bi am tey ci suñu biir réew di wax ne lii nga wax effectivement tey loolu dafa laal secteur yëpp te surtout nag secteur élevage et ak période bi mu ñëwee aussi parce que dafa ñëw tombek période de soudure mu am jafe-jafe lekk jur gi mais aussi tamit ci nawet yi ñu jàll tamit mu nekk nawet yoo xam ne yi yàlla def naa ne doxewul woon na mu waree mel mais aussi tamit surtout nag mu am problème ci koom-koomu secteur bi tey parce que fi ñuy waxee tey ñëpp ñoo am jafe-jafe ci wàllu jaay sa jur pour nga dund mais aussi tamit jafe-jafe ci wàllu nga jaay pour même dundal jur gi nga xam ne moom nga yore parce que fii ñu toll nii tey ñëpp xam nañ ne ku yore jur ku ne sa jur mu ngi war a dund tey ci poos ci wàllu aliment de bétail mais aussi tamit éleveurs yaa ngi war a def déplacement pour tey ñu màngaañi parce que loolu dafa bokk ci la nga xam ne noonu lay ñuy rawalee jur gi parce que dafa am zone yoo xam ni fa ngay trouver lekk jur et aussi tamit yooyu yëpp mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ni tey dafa am te aussi tamit c'est normal léegi nag nan la ñu koy dëkkoo loolu mooy wax ji tey vraiment di leen gërëm pour que ñu mën a leeral mais aussi tamit ñu mën a interpeller parce que xëy na tey autorités yi jël nañu ay dogal mais aussi bu ñu sañoon dogal yooyu yëpp kenn du am problème waaye tamit baax na tey nun aussi tamit ñu am mën a possibilité pour mën a leen leeralal parce que fi mu nekk nii moom gisee jàkkaarlu jafe na voilà. waaw docteur yow ci mbiru vétérinaire nga yëngu gis nañu feebar bi ñu ne xuwaan la jógee ci mala la jógee li waral mala li mun a contaminer nit ba mu law na ci àdduna ba mu jaaxal nit ñi. jërëjëf Alassane damay door rek di la nuyu d'abord
ndax maanaam pour ñu dugg ci biir kër gi yow yaa ñu ubbil bunt bi gannaaw bi ma la nuyoo ma tàmbalee ko ki nga xam ne mooy borom kër gi monsieur Kane ba ki ci suuf ñëpp ma leen di nuyu. di nuyu aussi seeni auditeur téléspectateur wala ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci internet bi di leen suivre may nuyu sama xarit Ismaïla Sow xamante nañu bu baax a baax macha allah ndax yàgg nañu doon liggéey bu loolu weesoo nag ma bëggoon def rek benn taxaw seetlu bu ndaw balaa maa dugg ci question bi nga ma laaj. muy d'abord bi ngay def annonce bi may présenté dañ cee gis docteur Isma Ndiaye épidémiologiste. waaw te comme nag ñun dañoo bokk ci kuréel goo xamante ne moom lañ naan les professions réglementées. ma attiré woon sa attention waaye du woon sa coobare maanaam document yi nga jot mu jógee ci kuréel gi nga xam ne mooy ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal nga xam ne ñun ñëpp moo ñuy seet di ñu classé xëy na ci classement bi nga jot si kayit bi nga yore moo waral loolu donte xam-xam baa ngi fi nag waaye nag si samay kayit kenn bindu ci épidémiologiste. mu bëggoon mu leer rek ndax comme document bi ngi ci réseaux sociaux yi. waaw xëy na mu tombé ci koo xamante ne du xam li waral loolu donc loolu leeral woon rek daal mais teewul nag xam-xam bi nekk fi. bu loolu weesoo sama tur dëgg Isma Ndiaye la. Ismaïla benn la rek mooy li pël naan ko gootum. ndax comme sama naataangoo sama tokoro. mooy sama turandoo. Ismaïla Isma benn la. waaye nag xaalpulaar yi mas ma nit xaalpulaar la. dañuy faral di dog googu moo Isma boobu. loolu ay leeral la woon rek. waaye nag bi ñu duggee ci li nga xamante ne moo gën a tax ñu toog fii mooy wax maanaam. feebar nu mën a jógee ci ay mala wala ay jur dem ci doomu aadama dinaa wax ne rek dafa am xeetu feebar yu ñuy tuddee zoonose ci niñ koy teg digtale wala tegtal mooy bépp xeetu feebar boo xamante ne mën na jóge ci doomu jàngoro mën na jóge ci mala muy mala boo xam ne dafa am yax ñu koy wax ay vertébré dem ci doomu aadama waaye it mu mën a jóge ca doomu aadama dellu ca mala fekk nag kenn forcé wu ko maanaam li ñu naan naturellement lay amee kon élément yooyu yëpp foofu ñu daje pour ñu lii zoonose la waaye nag xam nga dañoo nekk ci domaine boo xam ne domaine science la te science dafay dox gars yi di seetlu di génn wax yeneen définition ba tax na mooy li ñuy faral di wax naan école yi dafa bari ba tax na kon ci jamono yi ñu ngi commencé dégg ñuy définir zoonose ci beneen anam maanaam ñu ne yemul rek ci la ñu waxoon bu njëkk waaye day lépp loo xam ne rek feebar bu mën a jóge ci ay mala dem ci doomu aadama dañuy jàpp ne zoonose la waaye nag tegtal bi ma njëkk a joxe mooy bi gën a fës kon ñu xam ne kon doomu jàngoro mën na jóge ci mala dem ci doomu aadama léegi bu ñëwee ci cas précis bi nga xamante ne moom mooy kaawu Covid 19. dañoo jàpp ne la ko jiitu amoon nañ fi bu ñuy wax SARS muy syndrome respiratoire aigu sévère wala SRAS am bu ñuy wax MERS muy syndrome du Moyen-Orient syndrome respiratoire du Moyen-Orient mais yooyu yëpp nag dañu gisoon ne doomu jàngoro bi dafa jóge ci njugub bu njëkk ba muy SARS bi mu jaar ci beneen xeetu mbindeef bu ñuy wax civette soo ko ñëw ci doomu aadama ñaareel bi nag bi ñu naan Moyen-Orient bi mu jógee ci njugub ba jàpp nañu ne jaar na ci gëléem xam nga Moyen-Orient dafa bëri ay gëléem jaar na mooy dëkk arab yi jaar na ci gëléem soo ko ñëw ci doomu aadama léegi bii nag ñu jànkonteel jamono yii dañoo jàpp ne donte gëstu yi ñu ngi continuer pour mu wóor mais dañoo jàpp ne gannaaw ba mu jógee si njugub dafa jaar ci mala bu ñuy wax pangolin muy bi xeetu mala boo xam ne boo ko gisee day yaram mi daa mel ni lu am ay waasuntóor waaye jur la boo xam ne day nampal kon loolu moom lañ jàppagum waaye nag war nañ ko gëstu pour mu gën a leer léegi nag kon doomu jàngoro bi jóge na ci mala boobu dem ci doomu aadama waaye ba mu ñëwee ci doomu aadama nag diggante doomu aadama ak moroomam lay wàllantee kon boo ngeen bu ñu sukkandikoo ci définition ba ma njëkkoon joxe. ne foofu mu jóge ci mala dem ci doomu aadama waaye mu mën a jóge ci mala ba ci doomu aadama dellu ci mala kon bu fekkente ne Covid 19 bii ñu jànkonteel tey
wanewugul yoon woowu rek dañuy jàpp ne kon fi mu toll nii bi nga xam ne mooy dox nekkatul zoonose moom la ñuy jàpp waaye bu ñu jàppee nag beneen tegtal bi nga xamante ne dafa ne lépp loo xam ne feebar la buy jóge ci mala rek dem ci doomu aadama zoonose la su boobaa day doon zoonose kon day dépendre rek ci ban définition la ñu mettre sur la table waaye nag loolu lépp nag ci tënk rek pour wane ne lu am la lu mën a nekk la te doomu jàngoro yi mën nañoo dem ci biir mala ya daal di fay soppeeku soo ko delluwaat ci doomu aadama comme ni mu amee ci coronavirus bi. waaw feebar boobu amee dafa mel ni nit ñi dañoo jëli mala yi ci seen milieu naturel indi leen fi nga xam ne waruñ fa woon nekk. bu doon njëkk ba mala yi fi ñu doon nekk la nañ doon nekk waaye bu leen jëlee fi ñu waroon nekk duggal leen fi ñu waratu nekk. xëy na mu indi jiixi jaaxa yooyu. jërëjëf Diop wax nga lu am solo xam nga rabu àll yi dañoo am li ñuy wax animaux domestiques yi muy sunu nag yeeg ginaar yeeg xar yeeg béy yooyu aussi am. teewul nag yenn saa yi doomu aadama namm ci dara ci mala rabu àll yi daal fay dem daal fay jëriñoo waaye nag lépp loo xam ne rek ñu ngi koy def rek dafa war a am ay limites ay barrières am na fu ñu war a yem du lu ñu neex rek ñu daal di def ndax am na ay xeetu mala yoo xamante ne maanaam di leen jëriñoo di leen lekk dafay xaw a doy waar am ci yoo xam ne xëy na xel nangu na ko waaye lépp nag mu ngi dépendre rek ci ban réew la ñu nekk waaye lu mu ci mën a doon daal. nañ jàpp ne lu ñu ciy def rek dafa war a nekk loo xam ne dañ ciy bàyyi def maanaam def attention bu baax a baax ndax li nga wax léegi dafa am solo dañoo ñëw ca Wuhan ñu créé fa ab bërëb boo xamante ne doomu aadama ak jur yi nga xam ne ñu ngi leen denc suñu kër wala mala yi denc suñu kër yi moo xam ay xaj la wala yu demee noonu ak rabu àll yi dañ leen jël ñoom ñëpp daal leen indil créé leen benn cadre benn marché boo xam ne ñoom ñëpp dañ leen ne léegi daje leen foofu kon jël nañu rab yi seen écosystème ci àll ba. daal dafay jaxase perturbé indi leen ci biirub dëkk ñu toog ci dëkk boobu doomu aadama yi ñëw di leen jëriñoo foofa waaye yeneen jur wala yeneen xeetu mbindeef yi ñuy nekk suñuy biir kër di fa tase ak ñoom kon dañoo créer environnement bi. environnement bi nga xamante ne moo permettre doomu jàngoro bii tey mën a lawee nii ñun ñoo ko créer kon responsabilité doomu aadama am na ci aussi. Ismaïla loolu law na ba ci àdduna bi yëpp. ba ñëw Sénégal dugg fi. yéen a ngi. ci élevage bi yore xare yore nag yeeg yooyu impact bi bu am ci yéen mooy li ngeen waroon liggéeyatu leen est-ce que am na ay matuwaay yu nguur gi jël ci loolu waaw xam nga nguur gi d'habitude bu période de soudure daan ñëw dafay jël ay matuwaay jàppale éleveurs yi ci wàllu aliment de bétail mais bi yoon am na loo xam ne li dégagé na ko mooy environ de 69 milliards yi nga xam ne dëgg nga ko loolu c'est pour tout le monde loolu éleveur bi bokk na ci beneen bi aussi mooy ci lu yàggul génn nañu aussi 3 milliards mu jëm ci wàllu aliment de bétail mais di lu ci nekk nag du doon loo xamante ne li dafay doy parce que jafe-jafe yi ci seen bopp ñoo tar te nit aussi boo koy dimbali dafay war a fekk mu munal boppam dara te loolu nag dafa am ralentir bu sérieux ci suñu wàllu koom-koom parce que bu ma la doon tey jox exemple rek mun naa la wax tey marché Daara Jolof bi nga xam ne moom moo gën a rëy ak la nga xam ne aussi tamit moom la mu yënu ci wàllu emploi mais aussi tamit la nga xam ne moom lay joxe ci wàllu koom-koom mu jëm tey ci mairie Daara ci collectivité locale yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk mais aussi ci éleveurs yi parce que da ngay xëy ngay parce que bu xesee ba nawet jàll rek da ngay organiser wu naka ngay dundee fekk nawet bii di ñëwaat tey nga war a jiital sa nag nga ñëw jaay ko fa ba pare jënd ceeb jënd diwlin jënd la nga war a jënd mais jëndaale aliment de bétail mais su fekkee ordonnance et cetera yooyu yëpp nga war koo jënd nga yóbbu yooyu tey amatul parce que li tax amatul mooy ñëpp wax nañu ne daje di ñu ko traité aussi tamit borom xam-xam yi mënuñoo recommander ne lii bu ñu ko defee danañu tàggoote ak maladie bi nit ñi di ci sàggan léegi nag yow da ngay seet marché Daara boobu li mu dëkk mooy zone sylvopastorale ak zone ferle parce que foofu mooy zone production ba nga xam ne ñiy jaay foofu la ñuy jóge ñu ñëw jaayee Daara bu ñu jaayee Daara ba pare nag Daara dafa am ay axe yoo xam ni moom lay fournir
parce que dafa am zone boo xamante ne bi zone Louga nga jëm Saint-Louis dégg nga nit ñi bu ñu ñëw jënd dañuy regrouper côté bi nga xam ne fii mooy axe bi jëm Louga jëm Saint-Louis beneen axe bi mooy axe Touba Diourbel te Diourbel aussi boo ñëwee foofu dafay génnewaat beneen axe boo xamante ne bi tey Kaolack Fatick ak ña nga xam ne aussi dañuy dem zone Gambie zone Casamance bon nga continuer aussi tamit ñëw tey Bambey ñëw Touba Toul ñëw Dakar kon yooyu yëpp bu demee tey ba nga xam ne am na ralenture mënatul am nañu ko soxlee woon léegi lan moo nekk tey boo demee fooraay li ëpp ci la fay ñëw tey waa Mali ñoom dañuy dugal seeni jur kon problème yooyu bu amee ci biir ci secteur bi nga xam ne jafe-jafe am na. naka laa waa Mali mun dugal seen jur te ne dañoo tëj frontières yi. non c'est que xam nga tëj bi aussi dañoo wax nit ñi duñu dugg. waaw waaye marchandise bi mun naa dugg. marchandise mun naa dugg loolu moom déggoon na sax ñu wax ko ci avion yeeg yooyu. mais tey aussi loolu tamit am na jafe-jafe parce que li tax mu am jafe-jafe mooy ñee dañuy dugal seen jur bi bu ñëwee tey éleveurs yi ci période bii la ñu doon war a taxaw pour préparer tabaski bi. parce que tey ñi nga xam ne ay grands commerçants lañu de bétail ak ñi nga xam ne aussi dañu doon élever. temps bi la ñu doon def ay démarches nga wuti ay clients nga commencé lijjante ay marché ci entreprise yi tey nga ñëw immédiat nga waxtaan ak ñoom déggoog yow mi nga xam ne yaay directeur sa personnel nga seet ñaata ñoo fi war a soxla ay xar comme par exemple tey ñu ne agréé nañu Isma Ndiaye moom moo ñuy jox ay xar dégg nga et cetera yu mel noonu bon déplacement yooyu tey commencé na jur ay jafe-jafe ba tax na ma yaakaar ne tey waroon na baax que état bi jël ay décision dès maintenant commencé faciliter nit ñi ay déplacement ñu xam ne éleveurs yi aussi kat dañoo am liggéey bu sérieux tey mun nañu wax ne éleveurs yi doo leen dugg ci ay auto camion ba nga xam ne dafa yëpp xar yi wala nag yi mais may nañu leen ay oto particulier yoo xamante ni doo ëpp ñaari nit wala ñetti nit nga xam ne di ngeen mën a déplacer wu ñu defal leen ay kayit ay laissez-passer ñu commencé organiser wu parce que lu demee noonu bu ñu déplacer wul tamit mën na jur beneen problème. ban la problème bi muy jur tey léegi ñoom ni ñuy def nga jënd say jur nga yónnee ko fooraay. pour naka ifra jot mu jaayal la ko. verse la sa xaalis mais xaalis boobu si noo koy jotee daf koy verser à la banque wala nan nga ciy jotee te aussi yu mel noonu commerce boo koy def dafa mel ne li ñuy wax naan alalu golo ci lekk ba. dégg nga dangaa war a ñëw xam li ngay jaay. la dégg nga lu mu doon su fekkee dañuy leble kay leb et cetera parce que yooyu yëpp mënuñ cee ñàkk. mais déplacement bi bu ñu ko tijjee fermé ñu tijjee ko hermétiquement ci éleveurs yi aussi tamit loolu jafe-jafe la. dégg nga xëy na tey aussi tamit am na ay marché yoo xam ne yi tey boo demee ci marché Mboro keroog dama jaar Mboro mais gis na marché bi ni muy déroulé façon yu mel noonu aussi war nañu ko mën a faciliter ñi nga xam ne dañoo nekk sur le terrain éleveurs yi ñu jaay ay jur tere leen regroupé boo ñëwee ngay jaay taxawal na la wax say jur Alassane ñëw na di jënd mu dem foofu waxaale mais bu waxaale ba jënd la muy jënd mu dem keneen soog a ñëw bon donc conséquences yooyu am na beneen bi mooy koom-koom dafa bari noo xamante ne ni noonu la ñu koy dijjante parce que éleveur boo ko ne mbul déplacé wu rek gaañ nga ko parce que période bii tey sa jur mun na xiif nga xam ne du am njëg bu bari bu baax mais nga waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy julo bi nga seet julo bi nan lay def ba mu la mën a lebal 200,000 300,000 yow nga mën a organiser wu ci loolu ay weer nga xam ne bu demee ba nawet bi jot ci nga koy mën a joxoñ nag wala yëkk nga waxtaan ak moom prix bu baax mu jënd ko bon donc loolu moom mooy difficulté yi nga xam ne commencé na am beneen bi nag mooy aussi au passage may remercier aussi tamit yenn industriels yi bëgguma tudd seen tur parce que publicité mais ñoom it wax dëgg yàlla dawal nañu yërmande parce que am nañu ak ñoom ay convention diggante
éleveurs yi suñu organisation yi ak industriels yi ñoom it loolu favoriser nañu ko bu baax doontoon ne mënuñu nu fournir li ñu soxla ci aliments yépp mais aussi tamit def nañu le maximum possible pour que éleveurs yi mën a jot ci aliment boobu. waaw nguur gi bu jëlul ay mesures. fu ñu nekk nii ak mbas bi am ñu jël bu ñu jëlul ay mesures ci élevage bi kon bu ñu moytuwulee tabaski. xar mun naa ñàkk. mën na jur problème parce que aussi tamit affaire bi liggéeyu nit la te nit ñi bu ñu deful ay démarches parce que aussi tamit ci jafe-jafe yi ñu nekk kenn du jël sa alal nga koy dugal ci loo xam ne li du génnaat. tey heure bi waroon na fekk éleveurs yi ñu ngi tase ak ministère de l'élevage di waxtaan ak moom mais loolu aussi du tardé parce que ñu ngi ciy liggéey ñu ngi liggéey en distance mais bu ñu liggéeyee à distance bi ñu xam li fi ne ñu estimer ne li fi nekk am nañu fi 20 te soxla nit ñi mooy fanweer wala fanweer ak juróom kon xam nañu lan la ñu war a jëli ci bitti te la ñuy jëli ci bitti aussi naka lay ñëw parce que ñi nekk ci bitti aussi tàmmoon nañu bu ñu indee fii dañuy làmbale ñibbi kon xam ñooñu moom sóoraale nañu ne dugg bi jafe-jafe la génnaat bi aussi jafe-jafe la parce que tey boo demee fooraay am na ñoo xam ni dañoo jóge woon Mali indi fi seeni jur ñëw di jaay mais ñooñu tey ñoo ngi fi mënuñoo ñibbi dégg nga te ñooñu fekkante nañu fi ba fi mu nekk nii am nañu ay problème démb rek maa ngi wax ak ki nga xam ne Ifra Sow mooy président daral fooraay dégg nga yooyu ay jafe-jafe la kon nit ñi aussi tamit loolu fokk dès maintenant parce que liggéey bi nekkatul liggéey ministère de l'élevage. Ministère de l'élevage dafa am loo xam ne li moom la war a liggéey yem ci loolu li des aussi tamit mu nekk liggéey gouvernement te aussi tamit mu war a nekk nag décision d'accord ci situation bu compliqué la ñu nekk booy accepter dara nga koy def da nga koy xool mais dès maintenant waroon nañu taxaw exceptionnellement ñu faciliter éleveurs yi ak ñi nga xam ne ay commerçants de bétail lañu déplacement yi parce que ñoom moom seen liggéey daa jot te ñor na. docteur bu ñu dégloo argument yu Ismaïla joxe docteur Isma Ndiaye est-ce que loolu dafay rattraper inorganisation secteur bi mbas bi daf ko gën a feeñal. dëgg la Alassane def nga remarque boo xam ne am na solo donte xam nga doomu aadama dafa matut. donte ñu ngi doon def ay jéego ci yoo xamante ne xëy na pour organiser secteur bi la mbas mi nga ñëw tombe ci day doon gàllankoor boo xam ne day indi blocage maanaam jafe-jafe ci fànn yu bari li nga xam ne sama xarit Ismaïla wax na ko fi ay exemple la mais ñu nekk ci secteur boo xamante ne comme ni mu ko waxee éleveur ak vétérinaire mënuñoo tàggali ko. benn kër gi la benn kuréel gi la. benn famille. ndax gis nga li mu fi joxe yëpp ci ay jàngat jafe-jafe boo xam ne éleveur am na ko day remonter ba ci vétérinaire bi exemple cabinet vétérinaire yi comme vétérinaire la fa lay njëkkee. tey si bëri na suñu naatangoo yoo xamante ne seen liggéey maanaam taxaw na dafa taxaw wala bokk muy sooxe. ndax éleveur bi nga xamante ne mënul jaay juram wala bokk aviculteur bi éleveur la ba tey mais éleveur ginaar mënul jaay ay poulet de chair am wala bokk aviculteur bi nga xam ne mënut a jaay ay nenam wala kële sax nga xam ne mi ngi yor ay vache laitière muy joxe soow mu doon ratt daan ko jaay léegi waxuma la sax pour gis ko mu jaay mais ñenn ñi sax ñu ngi xaw a am ragal ndax kii ba muy ratt soow ma. ndax amul lu ci laal loo xam ne mën na ma indil jafe-jafe. donc un tas de facteurs yoo xamante ne maanaam ay mbir yu bari yoo xam ne bu ñu dajaloo rek mën na indi jafe-jafe te actuellement loolu la ñuy dund. bu dee ci wàllu cabinet vétérinaire yi seen liggéey ñenn ñi taxaw na ko comme ni nga ko waxee léegi li ko waral mooy moytu gi te moytu gi dafa dem ba si ñoom seen biir cabinet léegi dañ ko organiser. pour mu adapté wu ak situation bi nga xam ne moom la ñuy dund. donc lañ daan jot ci clientèle. amatuñ ko voilà te même bu ñu waroon ñëw sax ñoom seen bopp dañ leen yemale parce que léegi da nga daan dugalee maanaam pour di mën a def say consultation say traitement léegi dañuy yemale personnes yi nga xamante ne ñooy nekk ak yow
ndax il faut nga am une distanciation sociale comme fii rek ni ñu ko defee. mais aussi yenn jur yi nga xamante ne dañ daan ñëw pour ay li ñu naan traitement de routine maanaam pour ñëw rek mu neex la nga des sa jur pour ne xaaral ma déparasiter ko wala yu demee noonu donc yu mel ne yu bëri day daal di taxaw donc ka ñuy gis rek mooy ka nga xam ne am na yenn jafe-jafe yi kon loolu yëpp nag nekk ay répercussions yoo xam ne bu ñu ko boolee ci moom li nga xam ne war na ko def encore ay investissements supplémentaires pour être conforme aux normes actuelles par rapport à li ñuy woowee maanaam barrière pour bañ doomu jàngoro bi jaar ci ñoom law dem ci ñeneen dafay laaj investissement donc loolu yëpp su booloo kon day nekk loo xam ne day indi ay jafe-jafe bu loolu weesoo comme li Ismaïla wax léegi bu ñu wàccee vétérinaire bi dem ba ci éleveur ba wax na léegi éleveur bi nga xam ne dafa soxla yenn saa yi déplacé wu pour mën a dem ci beneen bërëb boo xam ne gën naa naat fa mu newoon pour mën fa xont ay juróom kooku dina am limitation ci déplacement bi ay juróom dana loof yenn saa yi mu am feebar du am pexe ak yeneen wala sax di soxla naan moom mi xam ne li may wax da nga gis koo xam ne tey day jóge fii def ay kilomètres yu bari pour joti forage pour maanaam ay juróom mën a naan donc loolu yëpp day nekk loo xam ne day ñëw nekk jafe-jafe boo xam ne daf ci dolleeku kon daal comme li ñu waxoon léegi rek mbir mi bàyyiwul benn secteur barki dama laay waxtaan ak sama benn mbokk dentiste mu ne ñoom gisatuñu kenn ndax xam nga dentiste bu ñu tiimee gémmiñ di ko defar yenn saa yi lor yi naaw ak demee noonu nga tiim ko di xool kon ñooñu am na nu muy demee yenn saa ñu xaw leen a fàtte fekk ñoom it ñu ngay subir mbir mi daal dafay nekk loo xam ne sikkim dafa lakkandoor xëy na nag ñëpp nag bokkuñu ni ñuy yëgee lakk-lakk ba waaye ku nekk donte bu dee petantaan moo la laal mu def futt ku nekk mos nga ci. xam nga sànq wax nga mbirum aviculture am na ay Sénégalais xam ne dañuy yëngu si loolu. xëy na amuñu doole waaye dañu am seen poulailler yi ndaw yore seen ginaar di ko jaay di ko sutur la ñooñu ñëpp léegi dumping bi am si biir marché bi ak crise bi def leen laal. exactement barki démb maa ngi gis samay xarit yoo xam ne damay liggéey ak ñuy ay aviculteur nga xam ne damay liggéey ak ñoom ku si nekk yaa ngi lim la nga yore tey bëggoon koo jaay mënoo koo jaay li ñu naan mévente. ñii ay poulet la. ñuy obligé di ko conserver muy nekk ay frais supplémentaires. donc da ngay dem ba finalement sax yow même boo ko jaayee sax dootu ci génn borom nen ñi aussi même chose donc loolu yëpp ay jafe-jafe la kon ci tënk daal comme li ma wax léegi sikkim dafa lakkandoor kon daf ñuy fàttali rek la nga xamante ne xëy na am na ay at ca ginnaaw àdduna dundoon na ko muy les années 29 les années 30. ñun ñii fekk ñu fi woon waaye histoire yaa ngi fi donc la crise des années 30. lu demee nii la woon mu daal laal àdduna wërngal këpp kon nag lii aussi xëy na bële dafa bette woon dans les années 30. mais bii bettewul. xam nañu ne xëy na feebar ba muy ñëw bette na waaye nag les répercussions après Covid 19. lay ñëw après lu jar a sóoraale la dès maintenant de sorte que ñu jël suñu yenn motuwaay. pour que maanaam même buy gàllankoor di am. ñu daal di koy mën a néewal tuuti. gàllankoor nag du ñàkk. mais xanaa néewal bi. waaw te yaakaar naa nag ñi nga xamante ne aussi ñooy yor kàddug réew mi te di yëngu seen xam-xam màcc ci loolu ñu ciy yëngatu amaana ñu ngi ciy xalaat xam nañ ko ba comme ñu ni koy xalaatee ñoom xam nañ ko. xëy na ñu ngi ciy xalaat pour mën a trouver ay solution léegi nag xanaa di toog di waxtaan di échanger di wécce de sorte que ñu mën a jël ku nekk xam-xamam daal di koy boole pour mën a tabax loo xamante ne dinañu mën a génne ci situation bu mel noonu. waaw Ismaïla ginnaaw mbéy mi élevage bu ñu xoolee globalement mooy secteur bi yëpp ëpp na 600 milliards de francs CFA bu mu am ci maanaam koom-koom réew mi est-ce que lii xew tey te xëy na mbas bi ñëw fekk ngeen dugal yokk jafe-jafe yi dafay wone secteur bi dañ ko organiser wu lu ñu waroon organiser parce que mën nañu xëy na wut ay fi nga xamante ne dañu koy def jur yi def élevage intensif ba nga def extensif ñu organiser ko ba nga xamante ne éleveur dañu am problème déplacement problème ndox problème mu ngooñ problème mu aliment de bétail. jërëjëf Alassane xam nga lu am solo nga wax parce que gis nga secteur bi parfois nga dëgg ku wax ne ndax affaire aada ak cosaan moo ñu tënk déedéet loolu tënkuñu réalité moom moo ñu tënk
mais réew yi nga xam ne tey ay réew développé lañu nun xam nañu leen bu baax di ñu ciy dem di ànd ak éleveurs yi xëy na ñoom di ñu nool jëkk a jóg bi ñu ne jëkk a jóg mooy xëy na ñun 1960 la ñu am indépendance ñoom xaw ma kañ la ñu am indépendance kon yàgg nañu moom seen bopp kon xëy na tey nun nu ngi ñëw beneen bi ci topp nag mooy comme ne ko docteur Ndiaye waxe sànq gis nga secteur bi ñett ñoo ko sëkk mooy éleveur bi vétérinaire bi ak état ku ci nekk nag dafa am looy liggéey dafa am partenariat boo xamante ne bi dafa am diggante vétérinaire ak éleveur parce que man lu may moom sama jur it am na loo xam ne lii kii moom moo ko war a def parce que kii moo yeyoo faj moo yeyoo indi seede ci li may def ndax baax na wala baaxul moom moo ci mën a indi garanti léegi nag Aminata Mbengue ba mu ñëwee mun naa sax commencé ci Umu Xayri ba muy ñëw dafa am jéego yu mu tegoon ñu commencé di ci dox ba yàlla def Aminata ñëw mu continuer ci moom it mu gën ko améliorer ñu dem ba kii ñëw tey Samba Ndiobène moom aussi mu gën ko améliorer parce que mun naa la wax ba Samba bi muy soog a ñëw dem nañu daara bi ñu ñëwee ci marché daara bi keroog ñu waxtaan ñu indi doléance yu bari yi nga xamante ne yooyu bu ñu ko defoon daral bi dana yokk wax nañu keroog ne daral bi dafa nekk 1 hectare bu munoon a yokk dana baax parce que ñu wax li muy recevoir ak aussi tamit li nga xam ne war na ko am ci wàllu ay toilette ak yu demee noonu organisation bi voilà yooyu aussi tamit def na ci jéego ba nga xam ne commencé na am yokkute léegi nag problème bi mooy fii ñu tollu tey éleveurs yi boo leen seete nit ñi naam dañuy xarab naan organiser wu leen mais éleveurs yi def nañu jéego parce que tey ki nga xam ne da nga doon màngee mbaam di dem ci fanaan ci àll bu demee ba ngay màngee 4x4 nga am ci sa jur nga commencé jënd ay kër tabax foo xam ne fii tey daara walla feneen sa doom yi nekk foofu ñii di jàng école dégg nga organiser wu kon am na jéegu beneen bi ci topp it mooy tey éleveurs yi am nañu réflexion ak ay démarches parce que dañuy anticiper foofu jamono ji ni mu mel tey feebar bi war nañu yee ci lu bari parce que mun nañu dem ba man bu ma lay jaay jur war naa la garanti ne ndax jur bi ma lay jaar ndax wér na te loolu seede boobu fu mu mun a jóge mooy ci vétérinaire bi loolu moo tax ñu créer lu ñu tuddee livret éleveur livret éleveur boobu tey éleveur bi nga xam ne yor na ko amul droit binde ci dara waaye vétérinaire bi nga xam ne mooy ñëw di la vacciner seet norme yi nga xam ne tey war nañu ko def ci wàllu faj ci wàllu vacciner ci wàllu aar ci yeneen maladie ci wàllu parasite ak yu demee noonu kooku vétérinaire bi rek moo am droit def ko parce que damay yafal man Ismaïla naa piqûre Iwomec naa def ni jur gi dina ba waruma ko def ak lu mun di am tey fi ci jéego yi nga xam ne éleveurs yi commencé nañ di ko def tey damay dem ba man ma yore sama ferme mais damay am conseiller vétérinaire boo xam ne bi mooy ñëw di ma seetal samay jur beneen bi ci topp war nañu am jàngat foofu état laa fay interpeller parce que jàngat bi mooy tey war nañu seet lépp loo doon xam ne dafay ruus di yàqu nan la ñuy def ba ñu ko mën a récupérer tey ñu organiser secteur bi nga xam ne tey mun nañu wax tey nun éleveurs yi bu ñu lëkkaloo tey ak chambre de commerce waxtaan ci yenn taxe yi nga xam ne dafay ñëw walla koom-koom bi nga xam ne dafay ruus ñu koy for di ko dugalaat ci trésor nga xam ne tey bu ñu danañu dem ba at mi jeex ñu ne secteur élevage kat wax dëgg yàlla la ñu fa récolté mot na nangam tey nga xam secteur bi ci nga koy gën a sentir waaye su fekkee dañu wax ne secteur bi dañ leen war a dimbali rek aide tey période soudure jot na éleveurs yaa ngi jooy nañu leen jàppale nañu embauché ay vétérinaire nañu fekkee ñu am ay parc à vaccination mais war nañu loolu nun organisation éleveurs yi
dégg nga mu nekk loolu suñu rôle la. mais loolu mooy jaaxal Sénégalais yu bëri nee nañu li ngay wax ni. dafa mel ni depuis 1960. wax jooju rek mooy ñëwaat. c'est amul changement bi nga xamante ne quantitatif bi qualitatif bu ci am. ba ñuy xam ne. mën nañu génne loolu parce que Sénégal mënu nekk réew bi xam ne yore suuf. yore gàncax. yore ndox. bu bëri dañ ko organiser woon. ñu continuer di importer ay xar sax. pour di ko jaay ci tabaski ñëwee war nañu mun a am élevage fii suñu bopp. même autosuffisance. ci loolu. waaw loolu xam nga Alassane ñu ngi ci yoon wi parce que boo demoon tey ministère de l'élevage nga waxtaan ak ñoom ci données yi nga am ne moom la ñu am chaque année te ñu koy def ci tabaski bi dangay gis ne éleveurs yi def nañu jéegu waaye aussi tamit dafa am loo xamante ne li tamit fokk état génne foofu loxoom. boobal la mooy ci wàllu organisation yi. organisation éleveurs yi ñoom ñoo war a taxaw tey ñu organiser wu jéem a seet naka la ñuy def pour que ñu mun a produire li nga xam ne moom mooy jox réew mi la ñu soxla ci wàllu yàpp ak meew mais état aussi tamit ndimbalam mooy ko moom état la war nañu jàppale pour ci wér-gu-yaram war nañu jàppale ñu am ay parc à vaccination procès yi nga xam ne aussi tamit nguur moo koy tabax mu associer les organisations éleveurs ñu waxtaan parce que loo gis renforcement des capacités la man tey xëy na mënuma def école ba nga xam ne yow def nga ko wala Isma Ndiaye def na ko mais ci wàllu renforcement des capacités mun na ma yóbbu tey ba ma nekk leader wala ma nekk éleveur boo xam ne bi éleveur référence la waaye su fekkente ni aussi tamit man nekk naa leader munoo ràññee li may def ak politique loolu aussi dafay dem ba yàq. ñaareel bi aussi tamit mooy les agents yi nga xam ne aussi ci secteur ci ministère de l'élevage la ñu nekk dañoo am seen cër boo xam ne rôle régalien de l'État bi ñu war a def mais parfois ñoom aussi dañuy dugg ci détail yoo xam ni dañu lay tënk en tant que organisation nii ngay doxalee nanee ngay doxalee te fekk léegi encadrement amatul. nit loo ko xeeb war ngaa nangu ne am na xam-xam am na lu mu mun am na lu mu tekki kon fii lan moo fi war a nekk tey conseiller te organisation yi nga xam ne aussi tamit dañoo yore parfois su fekkente ne dugg nga ci biir nga jaxase nit ñi ba du ñu mun a organiser wu parce que yow da ngay ñëw nga bëgg a indi ay partisans. maanaam politique bi dañ ciy dugal. voilà politique bi dañuy manipulation yi. du sax politique bi ci xëy na yenn agents yi. ni ñuy doxalee ak ñun moo baaxul te loolu xëy na bu ñu demee ba ñu dugg ci loolu ñu war cee xuus mun naa ci indi ay arguments yu bari yoo xam ni xëy na tey ñoom aussi seen kilifa yi war nañ leen mën a rappeler dans l'ordre ñu xam lan mooy seen cër lii la organisation yi lii la organisation yooyu nag suñu responsabilité la am na loo xam ne lii bu doxulee du sotti parce que su fekkee dugg nga ci biir rek nga dugal sa loxo dangay dem koo xam ne ki day tafu ci yow mun nga dem ba nga jaxas sama organisation nga yàq lu ma doon liggéey programme yi ma am yépp dafay bloqué voilà waaw daañu ñëwaat ci loolu ñu dem jël casque yi dem Louga fekki fa suñu naataango Mountaga foofu xam nga Louga zone d'élevage la et puis zone bokk na ci sylvo-pastoral bi naka lay éleveurs yi foofu ak ñi liggéey ci maanaam ci élevage de façon générale ñu mesurer impact bi. waaw Alassane maa ngi lay ñëw di ziare gari tedd yooyu waxtaan am na solo waaw li nga ko waxee noonu la fii Louga élevage am na fi solo trop ci zone bu nga xamante ni sylvo-pastoral wax nga dëgg waaye nag bu ci wàllu nag impact bi. am na fi lu mu yàq lu bare ndax li nga xamante ni moo di déplacement bi nga xamante ni moom la juri doon def amatul luuma du toll ci juróom-ñeenti luuma dañ koo tëj ba tax na ñoom mënatuñu dem fenn pour jaay seen i jur te amuñu lu loolu seen compte bancaire jur yi la seen lépp jur yi la donc nekk na loo xamante ni lu metti la bi ñu jegee nag ki nga xamante ni mooy chef de service de l'élevage départemental di Amadou Dia moom xam nañu ne fi mu toll nii du toll si ñetti téeméer ak ñetti famille ñoo xamante ne ni ñoom dañoo dem di màngi parce que ñoom ñëpp dañu obligé dem parce que dañoo jaaxle xam fu ñuy def rek ñu ànd ak seen jur di dem xamuñu fi ñu jëm sax parce que amul fenn foo xam ne mën nga faa dem ba yaakaar fa ñax parce que ñax amatul tawul daaw taw dafa amoon jafe-jafe ci Sénégal
donc loolu moo tax ñetti téeméer ak ñetti famille dañuy wër nañu di dem ni ñu ànd ñi nga xamante ne ñoom ñoo ànd ak ñoom di dem nekk na ñetti junni yu manqué tuuti yoo xamante ne seen i njaboot ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal mu toll si wàllu aussi nag yi ñuy yóbbu ñoom nekk na si ñaar fukk juróom-ñett bu teg ñaar téeméer ak fanweer juróom-ñett ci ay nag yoo xamante ne dañoo màng dem li toll ci ay xar ak ay béy lu toll ci téeméeri junni ak ñaar fukk ak fanweer ci ay béy ak xar yoo xamante ne dañoo màng mu ne nag lu wàllu mbaam ak fas lu toll ci junni ak juróom fukki mbaam ak fas ñoom tamit màng nañu wax daal loolu daal nekk na loo xamante ni lim bi boo ko déggee da nga xam ne situation bi doy na waar bu baax a baax ci wàllu tamit abattoir yi nee nañ abattoir bi moom amul problème bu bëri ndax ñi nga xamante ñoom ñoo di yafal ñu ngi yafal te ñu ngi approvisionné marché bi waaye nag li aju ci wàllu nag xar yi ak béy yi moom daanaka liñ doon def liñ doon jaay genn wàll gi rek moo fi nekk ndax guddi gi lañ doon jaay te comme dañoo couvre-feu bi dafa am léegi ñoom jaayatuñu daanaka loolu doxatul ki nga xamante ni mooy Seydou Mbaye Ka moom moo yore Galle Aynabe bu commune bu Sakal ba pare topp ci ki jiite coopérative bi ci Louga moom it wax na ne ñoom seen jafe-jafe dëgg comme ni ko Ismaïla waxee rek mooy daal ñoom luuma yi ni ñu ko tëj dañoo jaaxle xamatuñu li ñuy def ndax tamit li nga xamante ni moo di ñu ngi ñaan tamit li nga xamante ni moo di aliment de bétail yi ñu ne ñoom daal dafa cher ci ñoom ndax mu ngi koy jaayee ci magasin yi lu toll ci 8500 ba 9500 junni ak juróom-ñaar téeméer ba junni ak juróom-ñeent téeméer te nee na nag bi nga xamante moom la ñuy subventionné junni lañ koy jaayee ak ñaar téeméer mais ak ñeent fukk te nee na boobu noonu du occasionnellement lay am nekkul lu sax ñoom li ñuy sàkk mooy ñu defal leen benn magasin de dépôt boo xamante nii day nekk fii parce que bu fekkoon amoon nañu magasin bu dépôt boo xamante ni day jaay ripaas bu ñu xam ne dañu ko subventionné doon na gën a yomb si ñoom ba nga xamante ne nii du ñu sonn mais fi mu nekk nii boo bëggee jënd 9500 sac te yow jaayiloo say nag jaayiloo say xar da ngay nekk ci ndóol boo xamante ne nii xamuloo fu ñu jëm ñoom ñu ngi ñaan lu mu gën a gaaw vraiment nguur gi li ñu indee ay ceeb pour nit ñi nee ñu ñoom daal yaakaar nañu ne war nañu mën a indee noonu ay ripaas pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jur yi. jërëjëf Mountaga dégg ngeen leen Mountaga wax ci mbirum aliment de bétail bi parce que éleveurs yi laaj nañu distribuer maanaam aliment bi maanaam ceeb bi pour nit ñi war nañu mën a xalaat jur ji ci loolu ndaxte impact bi dina impacter jur yi impacter nit ñi te gis nañu Sénégal 2012 facture importation pétrole laitière 43,5 milliards la contre 49 en 2013 loolu dafay wone ba léegi ñu ngi jéggaani sow bu bëri alors que fii xëy na bu ñu defoon li war du ñu jéggaani sow bu bëri boobu daañu mën a dugal koom-koom yi ci réew mi. jërëjëf Alassane seetlu boobu day seetlu boo xamante ne seetlu bu am solo la parce que comme ni ñu koy waxee rek ci anam yu bari secteur yu bari épidémie bi wala pandémie bi. dañ fi war a jaar jàng ci réorganiser waat comme li Ismaïla wax léegi dëgg la ñu ngi def ay jéego ndax par exemple bu jëlee secteur vétérinaire ñun ba ñuy commencé di soog a pare doppe suñuy jàng bu ñu nee vétérinaire privé dañ leen doon wàññi. barewuñu woon da ngaan xëy na ay fukk lañu. bu koy ëpp tuuti la koy ëpp wala mu xaw ko yées tuuti parce que lu jiitu loolu lépp loo xam ne maanaam santé animale la woon état moo ko doon def donc boo demee ci région yi daa amoon lu ñu doon wax inspection régionale des services vétérinaires. bu ñu yow suba teel dem ci boucher yi. waaw xool yàpp bi loolu ba léegi loolu ba léegi. agent d'élevage agent d'élevage yi exactement donc loolu ba léegi ñoom ñoo koy def muy hygiène des denrées alimentaires mais aspect bi nga xamante ne moom am pàcc dong la wàllu woowu dañ ko daan def booba waaye depuis jamonoy Abdou Diouf. état daf ko jël daal di koy délégué ne vétérinaires yi ku mën a installé wu en clientèle privée nga jàppale ma ci wàllu woowu nga xamante ne mooy maanaam mbirum faj bi ñàkk bi et cetera. vétérinaire privé yi commencé dugg ci loolu ñu leen di wàññi par benn ba ma ne la man ba may commencé doon vétérinaire xëy na bu ñu rombee fukki du li ñu ko rombee du bari mais léegi dem nañu ba nga xamante ne romb nañu téeméer ñoo xamante ne dañoo installé en clientèle privée kon wane na ne ay jéego def nañ ko. waaw waaye ñooñu bu gën a bari Dakar lañ nekk ci région yi
da nga am jafe-jafe yenn saa gis benn vétérinaire privé. dëgg la wañu woo gis si benn lay commencé. ndax même région yooyu ngay wax am na ay jamono tey boo jëloon région de Kaolack par exemple exemple laa joxe. am na ay jamono benn vétérinaire privé wala ñaar nga doon fekk au niveau du chef lieu régional booy département de Kaolack boobu ay Kaffrine nag ay ñoom Koungheul ak yëpp daal ñu ngi bokk ci Kaolack mais jamono yooyu boo xasee ba gën Kaolack dootoo gis vétérinaire waaye dem nañu ba nga xamante ne sax waxuma la département yi waaye mën nga dem sax ba ci ay arrondissement yoo xam ne da ngay fekk cabinet vétérinaire mu tege fa te ñu xam ne liggéey bi aussi dañ ko bokk ak ñeneen ñoo xamante ne moom la ñuy wax ay agent technique d'élevage wala ay ingénieur des travaux d'élevage ñoom it yenn saa nga dem ci àll bi am bërëb yoo xam ne da leen fekk ñu yore foofu seen i cabinet kon booy xool def nañu ay jéego bu baax a baax jéego yooyu nag ku nekk da nga say jàpp ku ne da nga say jàpp ndax xam nga ki nga xam ne dafa ñëw xëy na état moo créé cadre bi mais ki nga xam ne dafa ñëw bëgg ne moom li kat man damaa décidé ne man privé laay doon du ma doon fonctionnaire kooku aussi à part risque bi nga xam ne jël na ko pour mën a dem installé wu mais def na investissement yoo xamante ne mi ngi jàppale secteur bi kon jéego am na waaye nag comme li Ismaïla wax du man vétérinaire kese du éleveur kese du état kese ñun ñëpp dañuy war a bu ñu génnee ci lii kenn mënul wax ne maanaam ay rëq-rëq amoon na ci lu jiitu loolu. mais est-ce que Covid bi ak conséquence bi moom ak nguur gi koppar yi mu jël di appuyer entreprise privée yi yéen vétérinaires yi cabinet privé yi sooraan nañ leen. ah ba fi ma toll nii fi ma wax ak yow gisaguma sama benn nattangoo vétérinaire bu wax ne moom interpellé nañ ko par rapport ak loolu. am na waxtaan bu ma sekkoon nag jamono yooyu weesu ak sunu yenn nattangoo yor benn association boo xam ne ay vétérinaires yu jigéen lañu ñu ne woon seeti woon nañu ministre bi ba xëy na am na loo xamante ne xëy na dinañ ci tenir compte waaye daal ba fi may wax ak yow nii amul benn vétérinaire boo xamante ne am nga ay retombées par rapport ak loolu nga xam ne moom la ñu wax ne dañ ko indi pour jàppale entreprise yi. te xam nga ça c'est des petites et moyennes entreprises am na ñoo xam ne seen fonds propre moo leen permettre ñu installé wu ba pare ñu continuer di ci def léegi nag malgré ça ñu nekk ci environnement boo xamante ne y a encore à faire war nañ ci maanaam war nañ bayaat defaraat ndax am na ñi nga xamante ne dañuy mbubboo vétérinaire da nga gis sax léegi ci réseaux sociaux yi ñuy wax di joxe ay conseils yenn saa ñu gàddu seen saak jël seen garab dem di pikiir yi te xam nga kooku comme du liggéeyam moom lu ko neex lay def. loo ko jox baax na kon bokkul ak vétérinaire bi nga xamante ne dafa jàng ba xam li muy def lan la. di ci investir nag bëgg investir ba mu ca def nag mu daal koy investissement ba mu ca def mu daal si jotaat gannaaw bi ci réew mi amee njëriñ. kon fa ñuy xaar état rek mooy maanaam environnement boobu ñu defar ko ba nga xamante ne état ci la waaye tamit ñun ordre des docteurs vétérinaires aussi ci la ñu parce que public privé la mais dañoo war a maanaam créer cadre boo xamante ne dina permettre kii nga xam ne jël na risque pour investir dans ce secteur pour que mu mën ci évoluer ba maanaam mën cee génn te du am ay jafe-jafe. waaye nag malheureusement nag dañu nekk situation boo xamante ne loolu daf fay ne woon Covid 19 ñëw daal di ci doolee ko moo tax nag ma ne kon war nañu fay jël jàngat yoo xamante ne daf ñuy woon maanaam bëri na ñu koy wax dañu naan Covid 19 bi daf ñoo woon ni nga xam ne moom la ñu war a dundee. ni ñu war a dundee moom la ñu Covid 19 bi woon dëgg la tant que doomu jàngoro baa ngi fi xëy na dinañ def ci maanaam matuwaay yoo xam ne dafay xaw a dëgër mais nag bu ñu yàlla dimbali woon ba mu jógee fi xëy na nit ñi duñu mën a continuer wu di dundee noonu. par exemple bu ñu nee confinement xam nga doo continuer ñu ne feebar bi amatul nga continuer di confiné wu. mais nag dina ci am loo xamante ne nag yoo xam ne ay gestes yoo xam ne ak ay defin yoo xam ne ak ay waajtaay yoo xamante ne nit ñi dinañ koy def de sorte que lu mel ni su ñëwtee fekk ñu am ay mesures matuwaay yoo xam ne jëloon nañ ko parce que wax nga léegi lu am solo meew mi ñuy importer la facture laitière tey lii ñaanuma ko yàlla mais bu continuer ba am fu mu àgg mais même sur le plan alimentaire dinañ am jafe-jafe yu bari. meew du ñëw. du ñëw garabu vétérinaire yi ñàkk yi garab yi ñuy fajee mais buy ñëw fu muy jóg mais dañ koy jéggaani lépp ci avion yi lay dugg ak ci bateau yi. fi mu toll nii am nañu possibilité. defar ko fii ci réew mi. waaw mais ay usines. exactement am na waaw mënuñoo defar lépp nag. mënuñoo defar lépp. waaye am na ci loo xamante ne war nañ ci mën a def ay jéego comme ni ñu ko waxee rek ci maanaam bi ñuy wax affaire chloroquine bi. xel dem na ci benn laboratoire bu nekkoon fii ci Dakar. doon defar chloroquine mu tëjoon. donc lii wane na ne kon loolu dañ leen dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a
taxawal pour que yu sew sewaan yi ñu koy mën defaral suñu bopp. ci mbirum vétérinaire tamit c'est la même chose gaa am nañ fi laboratoire national d'élevage boo xamante ne mi ngi defar yenn ci ñàkk yi waaye nag la ca gën a bari. waaw dañ koy jéegaani. fi ñu toll nii nag xëy na taxawul am na yenn avion yoo xam ne yenn saa yi mën nañu indi marchandise indaale ay vaccin ndax bu dee vaccin la foofu bu jaar ci avion. mënut a jaar ci bateau ndax dafa war a sedd. yeneen xeetu garab yi nag mën na jaar ci bateau mais nag ku ne xam nga ne ak maanaam limitation des déplacements bateau yi dañuy gën a néew avion yi gën a néew de sorte que tey même boo waree jot garab boo deful ndànk di nga toog diir bu gën a yàgg diir ba nga daan toog bala nga xaa mën a jot. mais am na ñu naan loolu am na importance waaye am na aussi nun si réew taax yi. nañu dundee ak mala yi. waaw ba da nga gis nit nekk si étage. bëgg a yar xar ci biir étage. ba nekk si benn immeuble collectif. ci boo génnee ci immeuble bi te sa xar bu ñu tàq ci biir étage. loolu ay mun na indi ay problème feebar. dëgg la yu bëri ci xam ne ñu ngi dund foofu. est-ce que dëkkuwaay ci réewum taax yi ak yar ay xar ak yooyu ak yeneen. mun na ànd. si yoon normalement luy ay jur ak doomu aadama waruñoo bokk dëkk wala ba bu ñu dëkkee day fekk na yow am nga espace bu yaatu comme li ñu naan ay ferme nga am fii dëkkuwaay jur ga nekk xaw a dand nële ñu leen fay defar dand lu sori mais comme ni ñuy defee élevage nii actuellement ci kaw terrasse yi rawatina kaawu ginaar yi day loo xamante ne warta demee noonu ci yoon xanaa kay dañuy tolérer rek yenn yi mais ci yoon élevage warul nekk dans les agglomérations dafa war a génn dañ ne hors agglomération dafa war a génn dëkkuwaay yi ndax gis nga cohabitation mooy maanaam doomu aadama yi ak mala yi bokk di nekk mais moo indi Covid-19 ci li jàngat yi wanee gum ba muy gën a leer ndax bu ñu nee Wuhan mooy la ñuy wax ba ñuy tàmbali. dañu créer environnement boo xam ne dañu faa dajaloo ñu mën a wéccante bu ko nekk toogoon fa nga bokk mais du ñu daje bay wéccante. kon te feebar bi am léegi war nañu mën si bàyyi xel ak xar ak nag yu ñu yar ci kii bi. ci kër yi waaw exactement loolu bon dinaa ci am aussi leeral bu am solo la boo xam ne dinaa ko ci def. parce que bëri na lu ñuy nit ñi di laaj question boobu. di laaj ndax léegi Covid 19 bi ndax mënul dem sama ginaar yi ñëw ci man ndax mënul dem sama xare ak sama nag yi ñëw ci man. mais dalal xelu nit ñi ne ba fii ñu toll nii amul dara luy firndeel ne Covid 19 boobu comme na ma ko waxee ba may tàmbali ci xeetu zoonose. amul dara luy firndeel mën na jóge ci doomu aadama. dem ci mala waaw dem ci mala ba pare jógewaat ci mala ba di delluwaat ci doomu aadama doomu jàngoro la boo xam ne dafa dem ci njugub daal di fay soppeeku jaar ci pangolin ba bu ñuy wax jóge fa ñëw ci doomu aadama ba mu duggee ci doomu aadama nag dafa ne bon léegi man daal diggante doomu aadama ak moroomam lay dem. kon amagul dara luy wane ne chemin inverse bi am na maanaam wàññeeku bi jóge ci doomu aadama dem ci mala ba fay defaruwaat encore di ñëwaat. bu ñu wax si bu ñu wax si njugub dañoo constaté Dakar. temps yi garab mango yi commencé nañu meññi. exactement waaye njugub yi ñu ngi ci garab mango yi. di ko lekk guddi. exactement te xale yi yenn saa ñu forxee na mango yi di ko bañ ko raxas lekkee ko noonu est-ce que loolu tamit mën am conséquence ci seen i feebar kan xamut. loolu aussi daf may may pour ma attirer attention nit ñi. ndax am na benn réunion bu ñu nekkoon ci fan yële weesu am sama benn nattango muy expliquer mu ne ñaare mango yooyu ngay wax ne njugub bi dañ ko cof ba noppi day nekk mango yoo xam ne booy xool sax ñaare mooy gën a neex ci garab gi ndax njugub bi dañuy tànn yi nga xam ne moo gën a ñor gën a neex yooyu la ñuy tàmm buñ ci mosee am lu fa des yenn saa yi mu wodd xale yi for ko comme ni nga ko waxee. waaye nag situation bii ñuy dund ba ñuy tàmbali di daan nit ñi def leen attention dañ ne woon sax lépp loo xam ne ay nen la wala lépp loo xam ne ay ndawal la balaa nga koy lekk raxas ko ba mu set toggal ba mu ñor lañ doon wax ndax boobu ci njëlbeen la xamaguñu woon bu baax doomu jàngoro bi nu muy demee ak nu muy ñëwee. ñu jël mesures yi nga xam ne mooy mesures yi nga xam ne moom mooy yi nga xam ne maanaam mënul ñàkk waaye nag jamono dafa dem ba nga xamante ne du ci lekk ndawal boobu nga koy jëlee boo ko si nit jëlee rek mooy dafa laal ndawal boo xam ne ku amoon doomu jàngoro bi bàyyi na ko si nit ki daal koy laal avant préparation bi def ko mu laal kanamam bakkanam gémmiñam mu daal di koy wàll. kon mango yooyu nañ def attention mango yi njugub yi laal mais nañu def attention
ndax njugub bi bu ciy lekk. mën na cee bàyyi doomu jàngoro. même bu dul Covid 19 bi. même bu dul Covid 19. beneen jàngoro mën na fa jógee dem ci mango ba doomu aadama daal di koy lekk. waaw kon loolu aussi lu jara moytu dëkk ko. mais pour daaneel. pour dalal nit ñi ne amagul luy wane ne mën na dem ci mala ba ñëwaat ci doomu aadama bi maanaam virus bi nga xam ne mooy dund actuellement. amul dara lu koy firndeel. waaye nag du tey aussi ñuy def attention ndax comme aussi doomu aadama mi ngi denc doomu jàngoro bi. kenn xamul kan la. keroog maa ngi waxtaan ak sama benn xarit ma ne ko fi mu toll nii mu may tooñ ma man wóolu ba la xaaral def sama masque ma ne ko déet man sa wàllu bopp wóolu ma sama bopp. ku nekk noonu nga war a defee sa mentalité. boo nee wóolu ma sama bopp rek di nga jël matuwaay yoo xamante ne yow doo mettre en danger keneen ka kon xar yi aussi même matuwaay yi dañ ko war a jël ak ñoom nag yi ginaar yi dañuy jël même matuwaay yi même avant Covid 19 dañ leen ko doon wax. takk masque boobu booy dugg sa poulailler war nga ko mën a def boo fay génn war ngaa dindi yére ya nga soloon bàyyi ko fa nga sangu sol yeneen yére yu set yoo wekkoon feneen nga gën ak moom. mais yére yi ngay demee ci tool ba ci poulailler ba di dugg ko génn. war a wax dugal sa kër. exactement. voilà donc ay. attention dans si ñëwaat ñu dem léegi jël benn page publicitaire après ñaar si studio bi continuer waxtaan bi bu ñu ñëwaatee ñu wax ci chaîne de valeur yi. élevage bi war a indi ci réew mi. yéen ndawi Sénégal suñu réew tey la gën a soxla ay ndawam ngir xeex jàngoro ji ñuy wax coronavirus ba tax na ginnaaw bi ñu leen gërëmee bu baax sant leen ci seen taxawaay ngir faagaagal jàngoro ji dañu ñëwaat tey ngir gën leen a ñaax pour ñu gën a dëgëral taxawaay bi ngir jëlee fi jàngoro jii di ñu wax coronavirus njëkkee ko ci digle yi nga xamante ne kër docteur digle na ko waaye lépp ñu def ko ci yar ak teggin ndax nag coronavirus kat bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw nañu respecté waxtu yi nga xamante ne nii moom nañu indi ngir couvre-feu bi respecté solu masque bi waaye itam gàttal suñu tànk ndax bu ñu bëggee dakkal xuus gi nga xamante ni jàngoro bi mu ngi koy xuus bu baax ci askan bi dañoo war a gàttal suñu tànk gàttal suñu dem ak dikk ndax nag jàngoro coronavirus ñun ñoo ko mën a xeexal suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci askan bi ñun ndaw ñi ñu ngi leen di ñaan ñu respecté li nga xamante ne ni moom la fi autorité yi teg pour faagaagal jàngoro ji ñuy wax coronavirus moo tax ñu ngi leen di ñaan ñu boole xel yi boole xalaat yi ngir faagaagal jàngoroy coronavirus fii ci suñu réew di Sénégal. corona bi na fi yam sama wareef mooy dog buumu corona bi. ngir fagaru ci feebaru coronavirus bi nañuy raxas suñu loxo ak ndox ak saabu saa su ne wala di jëfandikoo alcogel ci bërëb bu amul ndox ak saabu di sëqat ak di tisooli ci biir conc loxo bi wala ci mouchoir te boo ci paree nga def ko ci biir mbalit di takk masque saa bu ñu waree génn suñu kër yi ñu bàyyi saafonte ak joxe loxo di bàyyi itamit lu toll ci meetar suñu diggante wàññi dem beeg dikki bi toog ci biir kër yi bàyyi di dajaloo bokk na ci liy dakkal wàllante jàngoro ji ci biir askan wi ngir am yeneeni leeral wooteel ci 800 00 50 50 doo ci fay dara ministère bi yore wérgu yaramu askan wi moo leen di ñaax ci topp yi li digle xeex jàngoroy coronavirus na ci ku nekk dugal loxoom. L'invité de la matinale. jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen a déglu seen émission spéciale matinale ci coronavirus bi ñëwaat ci studio bi di leen fàttali ñu ngi recevoir ci studio bi Ismaïla Sow di président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal président de la maison des éleveurs de la région de Thiès ak Isma Ndiaye docteur Isma Ndiaye di docteur vétérinaire le président d'honneur de l'ordre national des vétérinaires du Sénégal Ismaïla bu ñu ñëwaatee ci studio bi élevage du sax jënd ak jaay jur bi rek waaye dafa am benn chaîne de valeur gis nañu par exemple ci réew mi Touba dina am chaque jour pratiquement màggal te dañuy rey jur yu bëri moom ay peau ay cuir bu ñu war a développer Sénégal amul bouton sax bu ñu koy jënd kay jeegaane alors que maanaam béjjén yi mun nañ ko transformer def ko ay bouton loolu am na ci lan ngay xalaat ci chaîne de valeur boobu dañuy war a defar ci réew mi pour élevage bi gën a am impact économique war a am. jërëjëf
bëggoon naa nga may ma rek balaa ngay dugg ci loolu dafa da ngeen a laal léegi benn point bu am solo. gis nga Alassane man damay ñaan état pour que mu seet naka lay def pour que mu mun a encourager le vétérinaire privé. parce que gis nga fondamental bi mooy ñoom. public baax na mais aussi tamit privé yi bu ñu fekkee bi ñu abandonné liggéey bi dana juri ay jafe-jafe yoo xam ni kenn mënula wax fu muy yem. parce que lépp loo xam ne lii soxla nañu ko tey. nañu xam ne dañoo jàkkaarloog ay réew yoo xam ni dañuy concurrencer ak ñoom. wax ngeen sànq facture laitière bi. nga xam ne dañu koy importer. ngeen wax montant bi nga xam ne moom lañ ciy dépassé. gis nga yooyu mënoo ko def face mukk ci àddina te amoo produit qualité. c'est clair. fokk nga am ay éleveurs yoo xam ni am nañu xalaat yu dëgër. mais aussi tamit ñu fekk ba nga xamante ne bi am nañu ki nu ma tuddati produit qualité te produit qualité boobu nag munoo li ci jiitu avant tout mooy que nga am ay vétérinaires yoo xam ni dañoo nekk auprès des éleveurs te loolu nag kenn jiitu wu ci privé bi parce que privé bi même su fekkee buggul éleveur bi bugga na njëriñam kon loolu état lu mu mënta def fokk mu encouragé loolu beneen bi nga xam ne wax nga ko sànq xam nga li ëpp solo mooy ko fokka ñu seet li nga xamante ne li ma wax sànq mooy réalité suñu réew te problème yi nga xam ne Sénégal am na ko ci programme yi nga xam ne dañu koy tëral dangay dem Brésil wala nga dem France baa nga dem Hollande nga gis fa benn programme nga jóge fa ñëw nga ne comme foofu am nañu chaîne de valeur mu bindoo nii dégg nga mu am ay interprofession nii la bindoo kon nun aussi noonu la ñu war a def or que du ñu benn dangaa war a adapté sa programme ak li nga xam ne moom ngay def ak sa contexte réew mais aussi nga mettre les acteurs devant parce que yow bu fekkente ne fonctionnaire nga wala loo mun di doon dégg nga da nga quitter sa poste boobu parce que bu sa retraite jotee da ngay dem ñaareel bi aussi tamit am na loola gën a soxal kon organisation yi nga xam ne dañoo am capacité organiser wu mais aussi tamit ñu am réflexion bu ànd ak jamono loolu mooy nekk d'abord beneen bi ci topp mooy secteur bi ñu dugal ci nag alal parce que munoo am mukk ci àddina secteur bu jur njëriñ te defoo ci ay investissement le financement. waaw investissement boobu may wax tey boo seete budget ministère de l'élevage au passage may gërëm sax nag président de la république ndax it wax dëgg yàlla def na lu mu mën def na jéego waaye su yokkoon aussi mu jox secteur bi sansam secteur bi mën na jur njëriñ parce que mën naa la wax chaîne de valeur yi mooy éleveur bi ki nga xam ne moom mooy élever bu élever ba pare fan la jur bi di jaay dafay jaar ci commerçant de bétail bi kooku jënd ñëw ci marché bi bu ñëwee ci marché bi kan la fay fekk teefank mooy intermédiaire diggante jolo ak boucher su jógee ci kooku mu dem ci boucher après bu jógee ci boucher nag mu dem ci consommateur mais avant ñooñu aussi tamit bu ñëwee ci boucher bi day tas parce que foofu li muy tas ni muy tasee mooy der bi fii béjjén yi fale yàpp bi fii te yàpp bi aussi tamit dafa bari ay fan na ci biir yeel yi fii dégg nga baq yi fii res bi fale et cetera ba tax na loolu suñu ci xalaatee nga seet nag ne éleveur bi dañu ko xaw a puus moom parce que bu ñu duggee ci chaîne de valeur bi bokkatu ci waaw lan la ñuy wax dañuy wax nañuy créer filière lait ñu créer filière viande ñu créer filière commerçant de bétail lii dégg nga loolu dangay dem ba di pot et cuir dégg nga pot et cuir ñooñu dañuy dem ba dañuy écarter éleveur bi te or que nag éleveur bi mooy lépp parce que tey boo waxee yàpp añoo munoo ko am duut éleveur bi moo la koy jox te éleveur bi kan moo koy obligé mu jaay kenn mënu ko obligé mu jaay nga dem ci ki nga xam ne dafay wax pot et cuir moom mu ne nag bi waruñu ko ñaas bu ñu ko tatouage ci tànk bi bu ñu ko ñaas fali loolu éleveur bi moo ko moom te éleveur bi ba mu lay jaay moom jaayoo la der nag la jaay
dégg nga kon fondation bi nga xam ne pour que ñu mën a am li ñu bëgg a fokka ci éleveurs yi mais aussi ñu dooleel organisation yi ñu bàyyi leen ñu nekk à l'aise su ko defee aussi tamit nag projet yi nga xam ne aussi état da koy tabax mu associer les éleveurs ñu waxtaan ci tabax bi bu ñu waxtaanee ci tabax bi ba pare nag aussi le renforcement des capacités des éleveurs soog a ñëw parce que aussi tamit nañu xam ne li ñu war a liggéey bi mu ngi nekk au niveau national régional départemental mais local aussi waaye su fekkente ne tey tabax nga projet nga ne naa dem tey ki nu ma tuddati commune Tessékéré nga liggéey foofu ci commune Tessékéré la ngay liggéey yépp foofu nga koy def su paree naam lu baax la def nga forage def nga ay formation mii ci benn localité nga koy def ko ci localité boobu mais fekkeel aussi tamit nga jaarale ko foo xam ne fii dafay tas parce que organisation nationale bi moom mooy tax ki nu ma tuddati nga liggéey ko à Tessékéré mais aussi ñu fekke la nga xam ne dañu koy def Tessékéré waa Ziguinchor yëg ko ñu xam ko ñu bokka ci dégg nga kon loolu lu ma doon la beneen bi ci nekk aussi tamit mooy ci wàllu wax ngeen sànq ci wàllu meew mi d'accord xam nga importation boo gis aussi jëluñu suñu alal rek ñu sànni naan dañuy def suñu alal mu ñëw mais aussi tamit nañu seetaale emploi bi muy créer dégg nga ñun aussi dañu leen di jox suñu xaalis ñu jox ñu produit parce que dañu koo soxla commercialiser ko fii aussi tamit mu jural ñu njëriñ pour mën a téye suñu koom-koom ba tax na aussi tamit tey 98 dama dem France may waxtaan ak benn tubaab benn sàmmkat mu ne ma kañ nga judd ma wax ko at mi ma judd mu ne ma gis nga at bi nga judd mu ne waaw mu ne ma boobu ba fii may waxe ak yow tey mun naa la wax ñaata litre meew laa rat bi ñu toogee dafa génne ay tableau yu mu def manuel jour bi lii laa ki mois de tel jour au jour mois at ba mu egsi fi mu egsi mais ñoom ni ñu koy xayma nun mënuñu ko xaymee noonu parce que tey am na ku la wax ne litre meew tant de litres la ñu am nit mun na ko wax mais estimation la. vraie estimation waaw vrai estimation la mais réalité bi amul. parce que mënoo ko contrôler fooy jaar. te am na ñu naan yéen da ngeen am soow yenn saa doo leen xam noo leen koy def ba yenn saa sax nit ñi dañ koy tuur. waaw am na ñu koy wax. mais aussi tamit pour man dese naa gëm loolu. te aussi tamit gis nga Alassane waxtaan lu mu neex nit ñemeel wax dëggate yàlla tax. maa la wax loolu. parce que bu ñu ko defulee aussi tamit ci problème rek la ñuy mujj. gis nga fii ñu tollu tey loo gis communication ak gaa yi dañ cee bokk yéen di ngeen cee bokk parce que aussi tamit gis nga tey yéen ñaar fekk ngeen ba ñoom ñoo gën a am tey doole ci àddina bi te yéen a tax mooy sport ak politique. mais yéen nit ñooñu rek ngeen may doole. waaw élevage ak wax moo tax ñu walante jox élevage bi. bon donc man chaîne de valeur dañu bëgg ñëwaat ci parce que nee nañu boo gisee par exemple Nord Mali. jihadis yenn saa di attaqué kii jur yi di ko jël. parce que jur bi dara du ci yàqu. dara du ci yàqu. waaw yépp la ñuy utiliser. moo tax ñu xalaat na chaîne de valeur fii est-ce que bu ñu ko mënoon def Sénégal fii. ñu bañ di jeegaani ay bouton ba Chine. bu ñu jëlee maanaam béjjén yi. defaree ko ay bouton pooy cuir bi balaa ñu koy exporter Italie mu ñëwaat na koy dàll. ñu bokk ngaay mexe defar foofu ay du ñu defar ay dàll foofu sur place. former ñooñu. éleveur bi comme ni nga ko waxee ñu dugal ko ci chaîne de valeur mu xam ci boppam. loolu dina indi xëy na indi doole ci réew mi. loolu nag moom la ci lay ñëw gis nga am nañu ñaari secteur bu ñu ko jëlee te ñun ñu lëkkaloo ak ñoom mën nañu régler lu bari. mooy secteur artisanat ak chambre de commerce chambre de métier chambre de commerce ak nous les organisations éleveurs ak les vétérinaires yi lan moo fay nekk seen cër ñoom nañu fekk lépp lu ñuy kii Isma Ndiaye na la garanti ne Ismaïla li muy yore qualité la wér na wér gu yaram lañ leen dénk nañu téye loolu aussi mu set mu sell ñaareel bi aussi tamit artisan yi ak chambre de commerce yi tey ay ñoom Serigne Boub ñu waxtaan ci industriel yan la ñu war a mettre en place pour defar peau et cuir qualité
béjjén yi ñu seet lu ñu koy def dañuy dem ba ñu xool yax yi nan la ñu ko war a def mun nañu dem ba abattoir bee jur bi ba ñu fay rey bakk yi deret bi nan la ñu koy organiser ba mu mën a nekk engrais bio boo xam ne bi dafay delluwaat ci tool yi waaye su fekkente ne kii nu ma ta dati boobu benn la mun nañu ko def mais aussi ñu soog a dem nag ci meew mi aussi tamit défi yi nga xam ne les organisations war nañu ko relever mooy jéem a organiser wu parce que nii ñu nekk ni tey bu ñu ci demee yow nga produire 100 litres man ma produire 100 litres ki produire 100 litres ñu am problème du ñu ko jaay parce que Sénégal li ñuy consommer mooy ceebu jën yow doo añ sa kër ba pare nga teg sa fromage dégg nga yu demee noonu ci wàllu consommation boobu te nit ki munoo ko forcer ñu ngi wax consommer local consommer local bu nekkul qualité kan moo la mën a forcer nga lekk loo xam ne lii dangay feebar wala amul benn garanti wala gisoo ko bokk yow nga am envie consommer ko dégg nga kon dafa nekk loo nga xamante ne lii yàlla xam na ne organisation yu capable la ñu yore waaye aussi tamit lépp looy def dafay war a ànd ak aussi ak tam nga nekk en l'aise deuxièmement aussi ak moyen parce que yëf yi li ma la wax nañu ma daanele foofu wax nañu fii am na at boo xam ne bi wax nañu créer ay chambre agriculture critique bu mag mais chambre agriculture pour faire quoi am nañu ay chambre de commerce am nañu ay chambre de métier am nañu ay organisation éleveur am nañu état am nañ ñi nga xam ne war nañu ko sekk ñooñu ay acteurs yooyu ñoo war a jéem seet tey nga waxtaan ak waa chambre de commerce nun éleveurs yi li ñuy def lan ngeen yaakaar ne mun ngeen ñu jàppale pour que ñu créer benn loo xamante ne li dana régler tey problème bi nga wax sànq bijjin yi dégg nga ak artisans yi chambre de commerce chambre de métier ak ñun organisation éleveurs yi ñu waxtaanee ko mais état appuyé projet yi nga xam ne ñu ngi fi am nañu ay milliards ñu ñëw dugal ci seen loxo réflexion boobu ñu xóotal ko suñu paree ñu waxtaan ci der yi nga xam ne di ñu koy jëlee fee nan la ñu koy def suñu paree ñu dem seeraas aussi waxtaan ak waa Sokaas dégg nga jur ga ñu fay rey ñu fi bay bakk yi muy tilimal di yàq dëkk bi aussi yooyu nan la ñu ko mën a récupérer pour organiser ko mu nekk ki nu ma tuddati engrais. am nañu xalaat ne chaîne de valeur boobu dañ ci war a toppatoo bu baax parce que koom-koom mën na ci mën a jógee ci réew mi am nañu xalaat sax seeraas bi fu ñu ko dugal sax instant bi Dakar xëy na nekkatul fu lu baax ndax lu mu nekk ci centre ville bi saleté bu muy créer nuisance bu muy créer problème bu muy créer ñenn ñi xalaat xëy na ndegam zone sylvopastorale Ferlo la nag est-ce que duñu doon créer les abattoirs du Ferlo comme ça ba kii bi nu mu tëddi kii di sàmm bu ñu reyee xar bi ubbi nag bi wala ñu koy transporter camion mu jógee ba foofu jële ko foofu yóbbu ko benn marché comme Rungis bu ñu war def ci Diamniadio wala ñuy dugal jur yi ci ay oto di leen transporter mun am conséquence ci seen santé ci seen sax qualité viande bi exact jërëjëf ci laaj bu am solo boobu Diop mais balaa ma ciy dugg rek damay sant Ismaïla parce que yaakaar naa ne ku déglu développement am nga xam ne éleveur fa mu ne woon démb wala bërki démb tey mu ngi def ay effort ay jéego pour dépasser ko jëm kanam ndax réflexion yi mu fi joxe ay réflexion yu pertinente la maanaam yu dëgër ba pare nekk ay réflexion yoo xam ne inclusive maanaam bàyyiwul kenn diw éleveur vétérinaire état ñëpp war a toog pencoo gis nga bëgg naa leen affaire der yi dafa la lu am solo ki nga xam ne der kese moo ko soxal moom mu ngi xool der boo xam ne amul yàqu-yàqu waaye nag yàqu loolu mu jàpp ne moom yàqu-yàqu la lan moo ko fa indi woon ndax dëkk boo gis amul tamit am na ay culture absolument te sunu éleveurs yi aussi dañu am loo xam ne dañu ko doonoon seeni maamaat bëgg maanaam wëyal nekkatul rek élevage boo xamante ne maanaam aspect économique kese boo ko jiital déedéet mais dafa aussi aspect culturel aspect social muy yoo xam dañ ci war a bàyyi xel kon pour wax ne rek maanaam aw mbir bu ko ñu bëri bokkee lépp luñ ci war a def rek dañ ko war a pencoo buñ ko pencoo rek trouver solution ndax xëy na am na éleveur boo xam ne tey bëgg na jaay gàttam wala bëgg na jaay nagam
mais def na ci benn tampon boo xam ne dafa tàngal ab weñ daan ko koy defee def ko ci bërëb boo xam ne xëy na du arrangé ka nga xam ne moo soxla der ba waaye nag bu ñu toogoon ci ay jotaay di waxtaan mu créé sax relation de partenariat diggante éleveurs yi seen i maison seen i association ak ña nga xamante aussi ñoo toog ca la nga xam ne gannaaw ba ñu reyee nag wi la gannaaw ba ñu reyee gàtt ñu toog di waxtaan ndax nit ki utul lu dul loolu li nga xamante ne maanaam dafa wóor yow tegal nga ma loo xamante ne wóor na ma ne mag yow maag yow kat bu ñu demee mën nañ dem fu sori mais yow dem fu sori rek nga bëgg kon loolu doo ko bàyyi kon nag façon yooyu la ñu war a mettre en place mais mu bañ a nekk loo xamante ne ku nekk rek day xool man sama intérêt wu bopp tant que ñu xool suñu intérêt wu bopp kese rek mbir yi du dem Covid 19 bii dama leen ne jàngal nañu lu bari tey dañu ne booy takk masque xëy na masque bi yow mën na la protéger mais am na ci masque yoo xam ne ki nga jàkkaarloo lay gën a protéger que yow ndax bañ nañu yow bu fekkente ne maar détail am nga doomu jàngoro bi mu bañ a génn dem ca keneen ka kon yow yaa ngi calculer waale sa morom kon Covid 19 woon nañu ne lépp lu ñuy def rek nañu sóor suñu bopp waaye nañu sóoraale ñi nga xamante ne bu ñu àndul mbir mi du dem fenn bëri na ay maanaam affaire yoo xam ne amoon na fi wax nañu léegi affaire u meew ndax am réew munoo ne ala kuli al man du ma importer munoo ko wax waaye nag am nga sañ-sañ yoo xam ne dinaa néewal la may importer nga xool léegi yow li nga xam ne te parce que boo xoolee dëkk yu développé yi sax ñi nga xam ne ñu gën a développé man loolu laay bëgg di wax du ma ne dëkk yu développé mais ñi nga xam ne ñoo gën a développé ndax ñun aussi jëluñu ndàdde waaw dëkk yi nga xam ne ñoo gën a développé mais ba tey ku ci soxla café mën nga ko jëlee ci Côte d'Ivoire cacao même ku soxla ndaamaraas ba tey mën nga ko jëlee Côte d'Ivoire mën nga ko jëlee Sénégal kon réew ala kuli al dina am loo xam ne kay soxla ci sa morom loolu tax àdduna di dox bu ku nekk yemoon sa bërëb rek dara du dox foog ñuy jokkalante waaw mais Covid bi wane na ni tëj nañu frontières yi exactement ci loolu lay am lu bëri lu ñu soxloon ci loolu lay ñëw ko développé woon fii tey ci réew mi tey xëy na du ñu coono boobu ñuy nit ñi di am duñ ko am loolu laay wax fa laa doon jëm dama ne ala kuli al bu noo ne du ma importer dara foo mu am loo xam ne di nga ko importer waaye nag localement nag pour nga ne maanaam danaa néewal la may importer ndax comme ni nga ko waxee aussi am na yoo xam ne dafa créer ay emploi mais am na yoo xam ne da ngay xam ne pour nga mën a néewal la ngay importer foo nga mettre en place localement ay dispositifs yoo xam ne moo lay mën a permettre loolu par exemple boo jëlee affaire u meew mi boo demee ci àll bi surtout boo zone daara googu mais da nga am ay dëkk yoo xam ne boo demee ay bulal wala nga dem daara mooy li ñuy wax les centres de refroidissement laitier mooy fi nga xam ne fa lañ mband yooyu nga xam ne dafa am benn société bu ko fa defoon buy defar meew éleveurs yi kurat ñëw joxe fa ñu boo soxlaa koppar ñu jox la koppar ñu jël soow ma nga indi def ca lañ ci war a def ci seetlu ak liggéey def ko ca mbaan ma di ko dajale ba mu bari ñoom ñëw ak seen i camion daal di koy jël daal di camion réfrigéré daal di koy jël daal di yóbbu mais yooyu actuellement doxatul te pourtant dispositif ñu ngi fa sur place. mais am na ñuy xel xam-xam màcc sax ci mbirum élevage ak chaîne de valeur mais Sénégal fu ñu nekk ni soxlootul importer meew ak yàpp mooy problème bi mooy il faut ñu am problème bi ci affaire étalement période de production bi la ñu ne problème bi mooy mbirum alimentation bi la culture fourragère bi ak production aliment de bétail bi bu ñu ko mënoon def ak suñu produits locaux ay maanaam gerte patate douce ak neema yooyu dina mun dundal jur ji ñuy développé fii ci réew mi ñu bañ a importer dara. mais wax na dëgg. mais nag man du ma ne Sénégal toll na foo xam ne waratul importer déedéet. non bu ci defal ay jéego. voilà bu ñu ci defee war naa mun a arrêter importation ci loolu laay wax. te loolu mooy créer emploi. xam nga boo exporter sa ressource da ngay perdre emploi. mais bien sûr. li mu wax dëgg la moo tax daf may delloo rek sa la ma waxoon sànq affaire élevage bi. du éleveur kese moom kese kay defar aliment bi ci la vétérinaire bi ci la kay bay sax ca la. c'est toute une chaîne. une chaîne la mooy chaîne de valeur yi nga wax. moo tax nag ma ne comme li nga wax dispositif yi nga xam ne mën nañu may ñuy grignoter bu ñu ko mettre en place danañu créer d'autres emplois yeneen emplois yoo xam ne mën nañu suqandiku ci loolu waaye ka nga xam ne mooy produire aussi dana am koom boo xam ne dana dem sax moom ci boppam koom googu dana law laal ñeneen parce que tout simplement mën na jël ñeneen ñoo xam ne ñoo koy jàppale ci liggéey bi. donc loolu yëpp. te loolu Covid bi après Covid bi war naa mun a xalaat yooyu mun nañu ko teg ci table bi. fu ñu nekk ni sax war nañu mun a commencer xalaat. non déjà maanaam xalaat bi du après Covid bi. déjà léegi la. jot na
fan yee weesu am na benn réunion bu ma participé au niveau du secrétariat général du gouvernement. lu mel noonu. ay vétérinaires ñoo fa daje woon. ay vétérinaires ñoo leen laaj seen xalaat. kon pour wax ne ñoom xalaat nañ ko. ba ñu demee nag la nga xam ne xalaat nañ ko yëpp. jox nañ leen ko. dañuy déglu pàcc bu ne. dañuy déglu vétérinaires yi dañuy déglu ñeneen ak ñeneen xëy na ñu déglu ci éleveurs yi ainsi de suite. daal di jël lépp daal di koy boole pour daal di càmbar. kon mbir mi léegi lañ ko war a commencé xalaat ba xam ne ñuy def ba daal di ciy génn. sànq Ismaïla wax na affaire tabaski xalaatuñ ko mais jamono jii. mais ci la nit ñi doon waajal tabaski te toujours dañ daan daw pour fexe pour na maanaam kuy xar yi nañu doy fu nañu dugg fa pour na doy actuellement situation bi dina xaw a bloqué lu mel noonu donc même sur le plan mouton de tabaski. te bu bloqué njëg yi dina yokk. waaw dana yokk ndax pour nga gis. bu raaree day yokk. loolu la. loolu mooy problème bi non seulement bu raaree waaye sax ki nga xamante ne mooy éleveur ba dana ca fere loo xamante ne tey pour mën a indi xar tey. dana ca frais wala pour mën koo defar ba mën koo jox maanaam ñi ko soxla comme li mu doon wax sànq dana ca frais lu ëpp la mu daan frais. loolu yëpp problème la. ay yéeg ak wàcc. dugg ak gën yu dul jeex. léegi fi ma doon kii rek mooy maanaam comme ñi ngi woon ci affaire tabaski boobu. gis nga at mu ne dañuy daw gauche droite. di importer. alors que mën nañ ko jural fii. et pourtant dëkk yi ñu. organiser ko fii dëkk yi nga xamante ne ñoo ñu wër. ñooñu di ñu ko jox. fa la nga jëlee war mais war nañu mën a mel ni ñoom. waaw si yoon te tamit li problème bi mooy saa yu tabaski jàllee kii xam ne la may wax bu baax saa yu tabaski jàllee bu duggee ci àll ba du ñu def bilan. non même bu dul loolu sax xarit dañu bëri. àll bi foo dem di ko fekk kuy yoo xam ne ma dañ tabaski ay kuy yu ma tabaski da nga leen fekk ci àll bi te bu ñu tabaskee ba ci ëllëg sa wala gën a àll sa ko dugg ci àll bi ñun vétérinaire toujours ñu ngi ci àll bi macha allah. boo duggee ci àll bi foo dem da ngaa wax mais kon kuy yëpp ndeka ñu ngi fi mais nag lan moo manqué. organisation. exactement mettre ensemble imbriqué comme ab chaîne gis nga dañu ne chaîne gis nga chaîne bi nga xam ne moom la jigéen di takk. chaîne bu mën na jar lu ne muy chaîne or parce que dañu ne chaîne de valeur. muy chaîne or jar lu ne am benn maanaam luy lang. pendatif luy lang loo xamante day dijj ñu ne dafa cher looloo di seen affaire ba tax mu cher mais xam nga am na benn affaire bu tuuti bu ci nekk boo xam ne bu ci nekkul. bu ci manqué chaîne bi du baax. gis nga lu tuuti loolu ñuy nekk fii si ginnaaw. nga xam ne ñaari balaa ngaa xëy sax soxla si ne la am tëjal ma fii. waaw moo koy lu tuuti loolu ngay téye na pour tëj ko. gis nga loolu bu ci manqué. doo takk caq bi doo ko takk. loolu wóor na. doo ko takk. kon dañu war a xool nu ñu mën a def pour imbriquer tout ça xam maanaam def diagnostic ba xam. taaj gaa yi ne leen lan moo tax. chaque fois ñuy dugal ay xar te bu affaire bi jàllee. ñu gis ne xar yaa ngi fii. ban où est le problème. on se met ensemble. on essaie de trouver des solutions. suñu gisee problème yi. mais posé mooy diagnostic bi posé nañ ko. léegi nag ñu jëm trouver des solutions par rapport à ça. lu ko may nag affaire day continuer di sooxee rek. parce que ñu bëri xalaat nañu bu ñu bëggee vraiment éleveurs yi am doole ci réew mi il faut ñu am ay infrastructure élevage am na xamante ne mooy ay abattoir ñu dem ay site de vaporisation usine laitière unité de production complément ci communes yi. ñu ko defulee du am njeexital parce que ni xalaat nañu sax au lieu yéen ngeen di jëlee xar yi dina dugal ay camion di jógee ci àll bi ba Dakar di dugg ci oto yi ak coono bi nag bi di daj ak béy bi di daj ci avion bi bu ñu defoon ay abattoir par exemple boo Ferlo nañ def abattoir yi foofu rey nag yi foofu defar lépp bu mu baax dugal ko ci ay camion fekk rey nañu xar yi yóbbu ko ci benn marché puisque nee nañ dañu wut benn grand marché au niveau de Diamniadio ñu koy def organiser ko jaay nga foofu. waaw c'est que gis nga Alassane danaa la jox benn exemple rek bu gàtt gis nga am na benn abattoir ak beneen benn industrie buy transformer ay fruits ak légumes defe naa yu mel noonu bu ñu defoon paal waaw seetal boobu kañ lañu ko fa defoon mu pare bi ñu génne caabi ji ñaata durée la toog utiliser wuñ ko. lu tax loolu xam nga lu tax dangay def loo xam ne lii aussi am na loo waroon a seetoo ko moo tax gis nga yenn dépenses yi balaa nga koy def dangay gëstu te gis nga parfois liy indi problème bi mooy dañuy gëstu te boole wuñ ñi ñu war a boole. waxtaan ak acteurs yi. waxtaan ak ki nga xam ne war nañ la associer ci wax ji teg la ci kanam déglu la ni nga ko war a déglu parce que day am ku jóge fale ñëw wax ak état ak intérêt propre. fekk ba convaincre état ci loolu rek ñu appliquer ko. dégg nga loolu benn la beneen bi ma bëggoon delluwaat ci ki nu watatu ci infrastructure yi nga wax infrastructure bu mu mun di doon ak lépp lu mu mun di doon balaa nga koy def. ak yéen na nga xam loo koy doyee d'abord. nga seet li nga koy doyee parce que bu fekkee tey tabax nga loo kii nu watatu infrastructure laitière est-ce que loolu mooy prévision war nañu xool ba xam ndax loolu mooy prévision war nga am objectif tabax loolu
mais balaa loolu lan moo koy conditionné pour que mooy dund lu yàgg. ndax lekk jur gi ndax nga am ay jur qualité et cetera yooyu war nga ko seen beneen bi am na loo leen wax sànq. ci wàllu tabaski bi bëggoon naa ci laal tuuti rek. gis nga tabaski bi boobu aussi tamit consommateurs yi sama mbokk ñoom Momar Cissé dañoo nekk ci erreur. parce que ni ñu foogee élevage ak ni élevage demee dafa wute. te aussi nag nga añ ba suur naan sa attaaya nga toog di xalaat dafa yomb. gis nga tabaski bi kii wax na ko sànq. seetlul bu ñu waxee ne xar manqué na. une semaine après jarul sax àll bi demal ci marché yi. dangay ñëw fekk fa ay xar yooyu soogu ñoo juddoo parce que gis nga na nga xam ki nga xam ne moom mooy indi xar yi ba fi nga ko soxla. mën na doon sàmm bi mooy mën na bañ a doon sàmm bi. ay opérateur lañ parce que tabaski bi amul kenn koo xam ne kii dafay taxaw mu wax ne bu Sénégal tabaski maa tax. ñëpp a soob seen loxo. kenn ku ne dafa am apport boo ciy indi. te aussi tamit ki nga xam ne day dem zone sylvopastorale dafa jële ay xar xam nga soriwul yooyu jóge wu ñu Mali jóge wu ñu Mauritanie. mais bu mu fay dem da koy waajal bu demee day jënd di rek groupé dem jënd ci Alassane ñett jënd ci kee ñeent jënd fale juróom jënd fee benn di rassembler di tànn. parce que day seet yi wér. seet yi duuf seet yi baax regroupé yooyu yëpp. te regroupement boobu day fay jël ay temps. soo paree nag nga soog a waxaale transport seet fa ngay wàccee parce que yaa ngi jënd mais yaa ngi calculer aussi coono ba nga ciy daj est-ce que li ngay jënd dana jar walla du jar. parce que bu desee ci sa loxo aussi tamit problème lay doon benn lu rëy xar dafa yomb ñaareel bi aussi da nga jëlaat la nga gañe woon ci yi ci des yëpp defaat ko ci ba wuti leneen pour dundalaat leen di aaraat. dégg nga loolu nag consommateur yi ñoom ñoo war a créer ay façon parce que tey mun nañu wax ne nañu dem marché kii Sotiba buñ ñëwee ñu waxtaan ak ñoom président ba ñoom Mamadou Talla ñu ne nañ ñu créer benn parti boo xam ne bii dañu fay embaucher ay jeunes Alassane bu jëndee xaram ñëw wut collier tëj yore caabeem joxe fa 5000 pour dundu xaram. mairie yi nekk ci communes yi aussi ñu créer ay ASP créer ay espace yoo xam ne yi à partir de 15 jours la ñu fay ne kenn ku ne na indi dara ñu teel a jënd loolu bu ñu ko defee day encourager ki nu ma tuddati commerçant yi ñi nga xam ne ay opérateur lañ parce que am ñoo xam ni du ñu sàmm. yow da ngay yore sa xaalis nga leb xaalis banque nga dem jënd ay xar nga ñëw jaayaat soxla ci dara su fekkee amatoo ko da ngay abandonné ñi nga xam ne aussi dañuy jóge feneen ñëw parce que c'est ñiy jóge ay Mali ak Mauritanie dañu koy wax mais ñi ci gën a bari ay sénégalais lañu. te ñoo fiy jóge rek ay EDK ñoom di ñoo fiy jóge di dem jënd foofu ak ñoom dembanaar ak gaa yooyu dégg nga affaire yi loolu la du leneen. du day manqué wala leneen ñu waajal ko c'est que secteur bi problème bi ci am dëgg-dëgg bu fekkee dëgg rek la ñu wax te yàlla tax dañu dul déglu nit ñi ni ñu leen war a dégloo te loolu nag du ministère du état. parce que président moom moo yore politique gouvernement moo yore politique am dégg nga su fekkee déglu nañ ni mu ñu war a dégloo ñu fournir ministre bi toutes les informations yi ci war mu jël ko aussi ñu exploiter ko dañuy jóge ci lii. tey da ngeen bëgg da ngeen yaakaar na bu leen defee industriel. doolal leen ngi investir dafa la infrastructure par exemple nu ñuy wax bu ñu amoon par exemple ay abattoir. ci boori Ferlo xëy na waxtaan ak yéen. ngeen xool naka la ñuy mën a jëlee yàpp bi ci indi ko. marché Diamniadio bi ñuy wax le grand marché xaw ma lan de bu ñuy créé foofu. ci ab genre seen PSE boobu. est-ce que loolu dina indi njeexital. waaw am na. foraay bi nekk fële Yaraax. xëy na ñu génne ko foofu parce que mën nañu sécurité tamit. waaw xam nga am na abattoir bu mel noonu bu nekk daar. waaw mun nañu ko def partout. mu am aussi transport yoo xamante ni dafay am benn lieu boo xam ne bii foofu mooy marché bi. mais xam nga France am na Rungis par exemple France am na benn marché bu Rungis boo fa demee fépp lañ fay jaay. dañ organiser dem nañu Brésil. ba ñu ñëwee ci abattoir bi foofu la ñu doon réunion ak Aminata Mbengue Ndiaye. abattoir bi. nii dafa set wecc doo xam sax ne fii abattoir la
dégg nga c'est que façon yu mel noonu gis nga lu ñu doon jël dëkk sañ nan la ñuy def dañu koy for dëkk jëriñu mooy yi nga wax sànq ci bëjjeen yeeg ñoom seen yooyu lu ci nekk nañ ko seetal fu mu dugg réflexion yooyu xëy na mënaguñu ko def lépp mais ñu anticiper ci dégg nga c'est parce que gis nga développement du France mën na développé wu nii mais ñun aussi ñu développé wu ba raw France ci façon bi tey Rwanda seetal lu ñu koy wax 1994 nan la meloo dégg nga façon yooyu rek la du leneen gis nga te aussi nga baal ma une minute wax nañu sànq aussi tamit ci affaire alimentation gis nga alimentation problème sécurité aliment de bétail culture fourragère dafa yomb culture fourragère rek nga wax mais culture fourragère dafa am suuf soo koy def dafa laaj suuf dafa laaj dox te yooyu nag bu ñëwee problème foncier dafay posé wu nan la ñuy organiser woo saax yi ñuy def ci suuf si ñu baako ñu sécuriser suuf si ñu xam ne aussi éleveurs yi du pour ñoom nit ñi ñoo soxla yàpp ñoo soxla meew te loolu pour bu am il faut lii am ñu sécuriser foncier bi ñëpp gis ci seen boppa ñu mën a def activité génératrice de revenu yoo xam ni dafay delluwaat ci biir nit ñi créer ay emploi demoon nañu sànq ci boori nord pays bi ñu demaat ci Wélingara fekk fa Youssou Konté moo ñu toogal fa Youssou ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alassane Samba Diop. waaw xam nga fan yi lay passé bi nga waxee fii ci rajo bi waxoon nañu mbiru mel na genre taw bu commencé woon foofu. te ki bëri hivernage bi xëy na mu ngi soog a bëgg installé wu. En général mois de mai juin yooyu mois d'hivernage ba juillet léegi avec changement climatique yi xëy na am na lu ciy changé waa éleveurs yi foofu ci Wélingara naka la ñu toogee ak crise bi. waaw Alassane Samba Diop gannaaw bi nga xam ne nuyu naa la di nuyu sa invité yi dañuy wax ni rek fii actuellement éleveurs yi ñoom itam yëg nañ bu baax a baax li nga xam ne mooy conséquence mbas mi bépp bi nga xam ne nag bu fi ñëwee ba léegi ndax boo xoolee d'abord lii nga xam ne arrêté bi nga xam ne préfet bu département bu Vélingara jël na ko niki barki démb rek andi na leen ñoom itam problème bu réeré ndax dafa mel ni jamono ji Vélingara dañ koo confiné amatul kenn ki nga xam ne mën naa jóge ci commune am di dem ci beneen commune donc boo xoolee loolu da ngay gis ni kii ñoom éleveurs yi da leen di alil problème ndax après dañu mën a demati ci beneen commune di évacuer seen i di jaay seen i ay affaire wala bokk di sax mën a def seen i activité donc loolu andi na leen problème jamono jii nii waaye boo xoolee itam ci forêt yi nekk ci biir département bi Vélingara ñoom loolu yëpp lañ fi tëj donc boobu tamit beneen problème la ndax amatuñu fu ñu mën a jaayee seen i bétail donc amatul kenn ki nga xam ne mën na am accès ci seen jur yi mu andiwaat beneen problème am na ñi nga xam ne sax dañ doon andi seen i meew fii ci Vélingara ñu dañ doon jógee ci àll bi di ñëw ci village yi di ñëw fii ci Vélingara di andi 200 à 300 litres par jour di ko ñëw jaay si fii waaye ñoom tamit depuis bi nga xam ne nag mas bi ñëw nag daanaka andeetuñu meew parce que comme ni ma ko waxee rek dañoo jël yeneen mesures yi nga xam ne tey jii nii dina mënu leen permettre ñuy ñëw ci Vélingara donc ñoom tamit fu mu ne nii am nañu njàkkare ju rëy rëy Alassane Samba Diop daanaka ginaar gisatuñ ko ci biir Vélingara ndax gars yi dañ leen jëlee ay ginaar di ko andi fii di leen jaay mooy poussin yi mooy aviculture bi ñoom itam am nañ problème fii ci Vélingara ndax kenn gisatul ginaar donc démb bi ma doon waxtaan ak ki nga xam ne moo jiite élevage fii ci département bu Vélingara yooyu yëpp daanaka xamal na ma ko nee na ma fu mu ne nii élevage bu Vélingara daal en tout cas ñoom am nañu problème bu rëy te li leen gën a jaaxal sax mooy ñii ma lay wax ñi ci gën a bëri daanaka nguur bi jëlu leen en compte te loolu mu andi leen problème bu rëy ñoom itam. jërëjëf Youssou ñu lay gërëm di la sant de gërëm waa Wélingara waaye ñu jot léegi communiqué bi xamante ne ministère de la santé moo ko génne Sénégal amaat na beneen encore nit bu génn àdduna ci Covid 19 bi muy fukkeel ak ñaari nit bi xamante ne moom génn àdduna benn xale bu góor la ba amoon 37 ans te dëkk Rebeuss le ministère bi nag mu ngi nee na principal la génne àdduna ñu ngi koy ñaanal moom ak mbokkam yi di leen jaale ci di ñaan yàlla xare ko àjjana mu ngi woon léegi ko encore wax ji ñu waxtaan yi Covid moo ko indi te feebar ba léegi mu ngi law xam nga 37 ans ndaw la ah te ñu war a xëy na ñaaxaat nit ñi davantage encore ci ñu def ndànk ci feebar bi gën a respecter mesures barrières yi gën a respecter xamante ne docteur la ñu digle ci feebar bi wax nga lu am solo mais balaa loolu damay def benn taxaw sedd bu tuuti rek une minute xam nga léegi dañuy wax da nga ma laaj ci affaire abattoir yi
ndax abattoir fa mu nekk ci biir dëkkuwaay yeeg yooyu. te ba may développé jotuma cee wax. dëgg la heureusement sax Ismaïla am na lu mu ci laal. mais abattoir yi fa mu nekk dëkkuwaay yi ñoo ko fa fekk si bañ ko fay defar àll la woon. ñun ñuy fekke woon ko. waaw mais planification. exactement moom laay wax nii fa laa jëm. donc war na am loo xamante ne disposition yoo xam ne war nañu ko jël teg ko ba nga xamante ne abattoir ala kulial dara du ñëw fekk ko fa mu ne. au contraire bu fekkee dañoo dem ba nga xam ne loolu am na parce que pexe amul. war nañ mën a xool feneen foo xam ne war nañ fa mën a defar abattoir yoo xam ne dina répondre aux normes te maanaam pour moytandiku loraange. doomu adama ci boppam maanaam santé publique. sànq Ismaïla dafa wax affaire maanaam yow sax wax nga ko. neefere yeeg mbàq yeeg lépp loo xam ne jël jàpp ne baaxul ñu tuur ko ci ginnaaw abattoir yi. booy génne dem ci yeneen régions yi fa abattoir ba nekk da nga ñëw fekk fa maanaam boo fa taxawee sax doo mën a noyyi. ndax lu mel noonu te ñu ngi wax affaire Covid ñuy digle nit ñi dañuy maanaam nañuy sell. mais bu fekkente ne environnement bi ñu wër parce que dañoo une seule santé one health. wér-gu-yaramu doomu aadama wér-gu-yaramu jur gi ak wér-gu-yaram li nga xam ne moom moo ñu wër. moo ñu wër. mais bu fekkee nag ñu ngi jël yenn mesures yi mais ñu bàyyi li nga xam ne moo ñu wër muy mel yenn melekaan yi mais loolu it du militer en faveur de ce qu'on appelle le one health. mooy benn wér-gu-yaram. te pourtant boo demee ci région yooyu da nga fekk koo xamante ma nga yor toolam di ko defar ba cee def engrais di ko uti ji feneen te pourtant xëy na am lu ñu doon mettre en place système bu ñu doon mettre en place loolu ñuy jal di ko jal ba mu nekk ay jal yu mag ci abattoir yi ñu jàpp ne mbalit la te du fa jóge wala boog du fa gaaw a jóge bu ñu mettre en place un système dinañ mën a am engrais biologique boo xamante ne dina mën a dem ci tool yi. waaw kon loolu yëpp rek pour wax ne maanaam affaire bi fii xasan dafa bari. fii xasan dafa bari te doo mën a wokkandoo fépp. waaye war nañu xool li nga xam ne mën nañu ko wokk. ñu wokk ko commencé ko wokk voilà. progressivement. loolu moo doon taxaw seetlu bi léegi nag pour affaire kii génn àdduna. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ñu ngi koy ñaanal comme nañ ñaanale ñi ko jiitu woon rek mbirum yàlla moom bu ñëwee doomu aadama mënu ci dara. di ko ñaanal yàlla xaare ko àjjana waaye nag aussi dafa am jàngat boo xam ne askanu Sénégal war nañ ko see jël aussi ndax xam fi mu toll nii li ñuy faral di wax naan mag ñi la gën a yab mag ñi la gën a yab déedéet voilà ñu dem bay fàtte ne ñun ñi nga xam ne jeune lañu gën nañoo féete ndaw que ñoom it war nañoo def attention bu baax a baax ndax bu ngeen xool seetloo ñi fi jot a génn àdduna ay mag lañu woon waaye nag gis ngeen am nañ ci cas boo xamante ne xale la. keroog docteur Seydi précisé na ko. exactement nee ko bu fekkee feebar bi di gën a law di gën a laal ñu bëri du laal sax mag yi ndaw yi sax dinañu bokk. ci loolu mais bien sûr. war nañu gën a bàyyi xel freiner feebar bi. exactement mesure barrière yi. mesure barrière yi. donc ku nekk war nga ci mën a bàyyi xel mais malheureusement nag da ngay gis ñoo xamante ne ci ni ñuy doxalee yow sax da ngay mujj yéemu. da nga naan ñii ndax ñoom boo ñu ngi xalaat li nga xam ne moom la ñuy def. ñenn ñi xëy na dañuy jàpp ne. ñoom xëy na jeune lañu am nañu kattan ba tax na xëy na. loolu garanti de. exactement du garanti. du garanti ndax aussi doomu jàngoro bi dugg ci yaram ça dépend ca la mu fa fekk rek. condition yam fay fekk moo koy may mu mën a évoluer. mën nga nekk ndaw. feebar nga am beneen feebar boo xam ne mën nga ko sax bañ a xam. boo xam ne bu doomu jàngoro bu duggee maar day taal. leneen ak leneen wala mu fekk la ci moment boo xamante ne. te ñu ngi doon wax affaire élevage bi. xam nga bu tey bu ñu waxee affaire autosuffisance alimentaire. mënuñu ko wax génn ci. sàmm. waaw ci la bokk de. autosuffisance alimentaire. ci la bokk ndawal ci la. nen ci la. jën ci la soow ci la jën ci la. et cetera. donc loolu bu fekkente ne ñi nga xamante ne ñoo war a am jot lu doy ci lekk te muy lekk qualité tamit jotuñu ko mais seen yaram aussi ni mu war a répondre face aux agressions mais dootu ko mën xool mbër mi dem làmb rek. mbër mi dem làmb daf koy waajal di lekk normal. kon nag comme kii aussi dañ ko jàpp ne moom it dafa ñëw di ñu song si bu fekkee suñu yaram préparé wuñ ko tamit mais su boobaa bu ñu songee dafa ñuy daal di mën. kon ñu jàpp ne affaire bi lépp tout est lié comme li ma la wax sànq. lépp dafa lënkaloo. kon ñu def attention bu baax a baax parce que fa laa tàmbali woon parce que question boobu moom junjoon lii ma delluwaat ci rek di ñaaxaat askan wi de. nañu def attention respecter mesures barrières yi
tant que ñu ngi koy respecté yàlla mën nañu yombalal affaire bi mu gaaw mais nag bu ñu ko respecté wul yàllaa xam kañ la fi doomu jàngoro bii di jóge xam nga fu mu jógee woon de xam nga ndax dina ñibbeem déet comme ni gars yi wax waaye daal moom xam naa nga resem ba deful nànk dana yàgg kon nag nañ def attention Ismaël doomu jàngoro bi am na li nga xamante ne impact bu bëri am na ñuy laajte sax est-ce que amul li nga xamante ne impact si maanaam transhumance bi maa ñi doon déplacé ak yooyu bu fekkee ne jàngoro bi am na période de retour mooy delluwaat transhumance yi est-ce que doom impact si loolu si déplacement yi voilà jërëjëf Alassane d'abord maa ngi wax kii génn àdduna sànq maa ngi koy ñaanal yàlla xare ka aljanna amiin yaa rabbal yàlla yërëm ko atte ko ci yërmandam amiin amiin mais aussi di ndokkeel ministre de la santé ak équipe am yëpp parce que wax dëgg yàlla ñoom it ñu ngi def lu ñu mun di wax ne comme nekk sama naatanga bi waxee Ismaël Ndiaye ñëpp lii tegtal la ci ñëpp ñoo war a moytu beneen bi nga wax sànq mooy ci transhumance bi mun nañu wax fi mu nekk nii lépp moo taxaw donc transhumance amatul déedéet fii ñu toll nii tey nun suñu éleveurs yi fii ñu ngi waroon a commencé màng bu ñu waree ba pare te wax nañu ne continuer nañu couvre-feu bi ba le 4 ba le 4 juin kon xamaguñu ndax dañu ko yokk wala duñu ko yokk mais durant boobu aussi avant ñu ko yokk aussi fekk ba ñu ko décréter rek kenn ku ne fa nga nekkoon foofu nga nekk mënatoo déplacé wu mënatoo déplacé wu parce que loolu aussi impact na ci ñaareel bi aussi fekkoon na nit ki nekk it foo xam ne fii foofu dafa nekkoon pour ñaari fan ñetti fan mu mujj fa coincé wu mu jur problème te aussi tamit parce que yuuxu yi ñu yuuxu yëpp li ko ci lekk yokk mu gën a sérieux mooy loolu parce que ki nga xam ne tey màngoon na nekk ci benn zone mënatul dem seen kër mënatul aussi tamit ki nu ma tudd déplacé wu dem feneen. te mu ngi yore xaram ak ay nagam. ak ay nagam mujj toog fenn. te li ci gën a garaaw it mooy fi mu nekk nii boo demoon ci lii yi nga xam ne dañuy yónnee ay monnaie pour que nit jot ko. am wari yeeg yooyu. wari yeeg Orange Money yi. boo ñëwee ci Orange Money dafa lay naan man sama kii dafa wàcc. dégg nga yooyu aussi problème la. yeneen ñi aussi doxatul daal lépp moo tëju te aussi c'est normal. dégg nga kon loolu jafe-jafe la dafa laal secteur yëpp. te aussi tamit éleveurs yi ni mu leen laalee moo gën a garaaw parce que mun naa la wax ne éleveur bi moom amul woon lu muy mën a lekke lu dul juram te lii tamit nag wax dëgg yàlla aussi munoo ci condamner état parce que lu mel ni tamit maara deytaa li nga xam ne bu dalee nit kenn du ko seet si même bu génnee àddina aussi ay mbokkam du ñu ñëw dégg nga loolu aussi tamit boo ko xoolee da ngay ragal mais am na ñu naan sax ci xëy na bàyyiñ ci xel bu bari ci jur ji mu ngi wàññeeku surtout ci Casamance boo fa demee dafa benn herbe sauvage bu fay am te jur bu koy lekkee day am lu muy def ci moom waaw ci temps yu yàggul yii rek ministre de l'élevage déplacé wu na ba dem ci côté ci commune bu commune Médine Sabax am suñu mbokk yoo xam ni dañoo màngee département Dagana ñëw côté yooyu seen xar yi lekk fa ay garab dégg nga waa ji ci 297 têtes dee na ci kon loolu aussi tamit problème la en tout cas jafe-jafe yu rëy la ci nit ñi man kay li may yuuxu rek mooy état bu mënoon aussi tamit bay xel éleveurs yi xam ne tamit wax dëgg yàlla secteur bu am jafe-jafe la te parfois aussi tamit ma waxee ko fii mooy de état dafay dimbali nit ñi mais problème code de marché aussi dafay posé wu am ay procédures yoo xam yi ay yéeg ak wàcc dugg ak génn xaaral fale ñu examiner te dañoo nekk ci période de urgence ni ñu xalaatee nit ñi nañu xalaatee noonu jur gi parce que jur gi aussi dafa dundal ay nit dégg nga bu ñu sàggane ba maara day taali aussi tamit jur gi yàqu foofu lay problème bi di gën a sérieux
moo tax ay code de marché ki yeneen ak yooyu yëpp moom wax dëgg yàlla dañu ko war a ajandi. waaw docteur feebar bi dafa am aussi impact ci environnement bi maanaam daf ci bokk parce que jur ji ci gàncax yi la ñuy dundee pour mun a produire lu ñuy produire am na ñu xalaat ci côté Casamance dafa am ay herbe sauvage yu fa nekk te nit ñi bàyyiñ ci xel ñu ngi wàññi cheptel bi bu baax bovin yi surtout parce que lu ñuy lekk li day am ay conséquences ci seen i yaram seen i wérgu yaram waaw jërëjëf loolu day maanaam loo xamante ne gàncax la gu law sax daal di law jur gi lekk ci daal di am jafe-jafe mu mën see rey loolu nag ça dépend ci ban tibb gàncax la ban façon gàncax la ndax même lu jiitu cas bii ñu am nii histoire wane na ne que am na ay at ci ginnaaw yu mel noonu dañ ko fi daan am même fas yi sax yenn saa yi gis am na benn gàncax boo xam ne fas bu ko lekkee dañ naan dafay tëju day taxaw fas bu jigéen dootul jur kon pour wax ne rek loolu xëy na ci gàncax gi la léegi nag day appartenir li mu ñu war a jox comme maanaam doxalin mooy ñu fexe ba nga xamante ne danañ ràññante gàncax ba jéem koo gëstu ba xam la ci nekk bay indi jafe-jafe boobu bu dee gàncax boo xam ne dañ ko répertorié woon ba xam ne kat lii xamoon nañu ne bu ko jur lekkee mën naa jur lu mel nii ñu xool nu ñu fexee ba ci environnement yooyu ñu sensibiliser nit ñi ba sortu ko seen i jur bañ ko di lekk bu dee nag gàncax bu beneen façon gàncax la boo xam ne maanaam kenn répertorié ko woon maanaam bokkuloon ci li ñuy lim ne lii kat bu ko xar lekkee mën na ko indi jafe-jafe su boobaa nag ñu def ci ay jàngat ba xam lu indi situation boobu donc situation bu nekk rek dafay laaj maanaam jàngat su ko defee nag jël ay mesures ay matuwaay mais loolu dafay nekk loo xam ne xëy na doomu aadama sax defu ko fa dafa daal di sax xëy na erreur ba doomu aadama def mooy ñàkk a xam du sax erreur dafa ñàkk a xam ba ay juram daal di dem daal di koy lekk ci àll bi kon loolu lu sax naturellement la mais nag dafa am loo xamante ne kooku responsabilité doomu aadama bi la tey bu ñu nee maanaam saltel environnement bi kooku ñun doomu aadama ñooy dundee noonu déjà comme li Ismaël doon wax léegi problème parcours yi rek c'est-à-dire que maanaam fi nga xam ne fa la ñiy màng ak ñiy dàq seen i jur fa ñu war a jaar bu fekkee ñu koy xëccoog ka war a bay di ko xëccoog nag encore ka nga xam ne mooy ut fu mu dëkk mais su boobaa jafe-jafe day am buñ ci doolee nag environnement ba nag la ca des ñu koy def ay mbalit ba nga xamante ne foo ay mbuus tege ñax waroon fa saxatu fa wala boog foo xam ne dañ faa jël daal di fay jël ay saleté yoo xam ne mën nañ koo jëriñoo neneen léegi rek maa ngi jot benn message boo xam ne suma benn xarit sama naataango bu ñu wax Bamba Bey moo ko yónnee maa ngi koy nuyu léegi moom may fàttali ne déchets abattoirs yi mën nañ koo jëriñoo pour produire gaz méthane effectivement am na gaz yoo xam ne mën nañ ko ci créer dañuy defar ay fosse defar benn système mu am ay tuyaux yoo xamante fa la gaz bi di dem ba nga xamante ñi nekk ci àll bi sax dinañ am gaz boo xam ne mën nañ ci am courant muy taal lampe wala ñu ciy teg comme ni ñuy tegee ci gazu kii butane yi comme ni ñu ciy tegee mooy gaz yi ñu jaay ci boutique yi ñu ciy teg muy daal di togg ak tàngal donc loolu yëpp lu mën a nekk la kon hormis aspect engrais bi aspect donc réutilisation donc pour produire affaire u gaz ak yu demee noonu donc utilisation domestique mën na ci nekk mais loolu yëpp nag day fexe rek tey ñu toog créer cadre ba nga xamante ne loolu dinañ xool nuñ ci mënee def ay jéego ba mën koo jëriñoo jële ko fi mu indil ñu njëriñ ba pare nag musal ñu ci ay loraange waaw ndax bu environnement bi feebaree rek ñun ñu daal feebar foofu bëgg naa ci yokk benn kàddu xam nga wax na ko sànq dafa am ay yoo xam ni répertorié nañu ci wàllu xam-xam ay garab loo xam ne li bu ko jur lekkee mën na loolu même nun ci suñu aada aussi am na yoo xam ne yi dañu ko répertorier nga xam ne boo ko jur lekkee nag wala béy wala xar parce que Casamance garab bu fa nekk rek luuba lañ ko tuddee ci pulaar luuba waaw luuba la tudd xam mooy sentir mauvais en pulaar quoi garab boobu moo fa nekk bon donc c'est que gis nga foofu aussi xam nga luy problème Alassane mooy li ñu doon wax sànq rek dafa ñibbisiwaat gis nga manque de communication aussi dafa am entre nit ñi ak waa Eaux et Forêts parce que ñoom ñoo gérer yooyu da daan am ay rencontres périodiques au niveau national régional départemental ba local ak waa Eaux et Forêts parce que bu communication amee diggante éleveurs yeeg yooyu ñu ciy échanger dégg nga loolu yëpp day feeñ ci biir waaye gars yooyu aussi tamit dañoo préférer ñoom it toog à côté di sanctionner di fayloo nit ñi rek dégg nga te loolu du kii si Sénégal doxul ci loolu Sénégal li mu dox
mooy naka la ñuy def ba ñu mën a am ay environnement bu baax. sensibiliser organiser waxtaan ak nit ñi yee leen ci lu bari. dégg nga éleveurs yi bu ñu amee ay problème yenn garab yi parce que am na ay garab yoo xam ni du garab yëpp lay jur di lekk. mais yooyu yëpp dafa laaj foofu problème bi looloo la rek. concertation ak dialogue. amul diggante environnement ak éleveurs yi. éleveurs yi c'est l'environnement. pour ngeen xam garab yu xam ne war nañu ko lekk. waruñu ko lekk mais eaux et forêts tam dañoo préféré seen ceinture ak aussi jàppa di naan dañu lay yóbbu teg sa nangam. article nangam. waaw ñu bari nee nañu ko élevage bi lu mu war a am ci activité agricole yi dañ ko jël en compte bu baax ci secteur bi. diggante élevage bi ak agriculture bi nu ñu war a lënkaloo. am jëriñ ko bu baax. waaw c'est gis nga foofu Alassane lii ñu def ci agriculture bu ñu defoon genn wàll bii ci élevage dana nekk modèle boo xam ne bi bu ñu ko defee tuuti rek élevage mun na demal boppam. mais ñu lënkaloo maanaam secteurs yi. c'est que lëkkaloo bi aussi tamit attention. ci waxtaan ci. attention. lëkkaloo ci ban fànn. fii Sénégal ci lu njëriñ. parce que mun nañu wax mun nañu wax agriculture sens large. mais ci yenn réew yii la. suñu réew fii. agriculture ak élevage nii la mel. ñoom ñëpp monde rural la ñu bokk mais bokkuñu intérêt. boo yónnee éleveur mu waxal agriculteur du ko fa waxal lu baax. boo yónnee agriculteur pour na waxal éleveur musiba la koy waxal. parce que bokkuñu intérêt. mais mun nañu toog waxtaan justement ba gis jeexital diggante yi laka la ñu mun a am intérêt. ci am lu njëriñ réew mi. déedéet loolu partenariat loolu département ministériel yëpp tous les départements amul secteur même yéen communication boo nee ministère de la communication ak ministère de l'élevage na di wax lan moo leen boole te waxtaan war na fa am parce que yi ñuy def nii yëpp di ko waxtaan communication. kon loolu lu war a nekk la mais li ma lay wax rek mooy parfois problème bi mooy que ni ñuy waxtaane parce que dëgg la tey ministre am nañu ministre hérité nañu élevage mu am ministre lu ñu man boo ma soxloon ministre bi bu ma ko wooyee mu wuyu boo ma demee waxtaan ak moom éleveur bi gën a nekk ci suuf boo ko soxlee di wax ak moom mais du loolu rek moo doy. am na loo xamante ne lii dafa dépassé ministre te aussi tamit loolu ci ministre ci biir gouvernement la nekk am na lu mu war a wax dégg nga mais am na loo xam ne lii prérogative éleveurs yii la ñu waxal seen bopp njiitu réew dëgg ñu xool examiner seet aussi tamit lan la ñu war a mun a jëli ci yeneen réew yi parce que li ñu fi waxtaanee sànq. bu ñu ko loolu lu ñu mën a appliquer loo xam ne li nun même bu ñu jàngulee dafa leer ci suñu bopp. docteur. Covid bi ñëw na wax nee nga yow waxtaan bi dinañ ko war a tàmbale léegi. pour xool après Covid bi naka la ñuy mën a teral yooyu parce que implication bi kenn xamul ko fi ka la jeex. te yaakaar nga ne réflexion bi dañ koy commencer de façon endogène ci suñu réew. pour xool naka lañ ci génne ci mbirum élevage ak yooyu. waaw de façon endogène parce que fi mu toll nii comme li ma doon wax sànq sikkim dafa lakkandoor ba ku nekk yaa ngi xool fooy mën a jaar ba daal di mucc ndax bu ngeen xoolee réaction yi par rapport ak yenn dëkk yi. bi affaire amee rek dafa am dëkk yoo xamante ne dañ commencé jël seen i mesures. commencé tëju. ba ci chloroquine bi sax bi ñu ko tuddee am na dëkk yoo xamante ne sax dañu finalement dañoo décidé ne seen chloroquine dootul génn. xam nga ku nekk yaa ngi calculer d'abord sa bopp. kon leneen noonu lay demee léegi nag il est temps ñu réfléchir d'abord en interne naka la ñu mën a waajalee li nga xamante ne jafe-jafe yi nga xamante ne à coup sûr dina am suñu kanam. xëy na kay degré ba la ñuy mesurer ndax dina néew dina yemamaay wala tamit mu xaw a jéggi dayoo ñaari ñu ko yàlla mais nag toog maanaam sóoraale ko waxtaan si dafa jot. sànq ba may wax si njëlbeen dama ne am na benn waxtaan bu ñu wowoon fële si maanaam building Mamadou Dia woo fa ay vétérinaire pour ñu wax ci lu mel noonu ak yeneen fànn ñu waroon wax mais ba ñuy wax loolu bokk na ci point yi nga xamante ne soulevé nañ ko fa mais bañ ko fa soulevé it ñi nga xam ne ñoo ŋànk pàcc boobu it xam loo dañu ne ñoom it seen xel a ngi ci ba danañ ko jàllale fa nga xamante ne fa la war a àgg mais nag xëy na rek gën a
ñaax pour ne maanaam dafa jot ñu xaw a làbbali fas wi. suivi bi quoi voilà pour que affaire bi mu bañ a nekk loo xam ne dañuy wax ne war nañ koo def. waaye nag ñu commencé koo def. commencé préparé wu am kuréel yoo xamante ne pour man actuellement. war nañ comme dañu amee kuréel boo xam ne dafay nekk di def riposte pour xeex Covid bi. war nañu am kuréel dès à présent boo xam ne dafay toog pour réfléchir par rapport au lendemain. maanaam bañ a nekk waxtaan rek. exactement def réunion pour ne leen yëg nañ leen rek. exactement ñu fàtte ko da ko couloir continuer di def yeneen. exactement donc ku ci nekk rek. sa xam-xam màcc. daal di leen boole ñu daal di toog pour jëm a waajal lu mel noonu pour man dafa jot. waaw heure bi ñu joxoon nag jeex na ñu ngi leen gërëm di leen sant di gërëm Ismaïla Sow di président du conseil national de la maison des éleveurs du Sénégal président de la maison des éleveurs de la région de Thiès di gërëm aussi docteur Isma Ndiaye di vétérinaire di tamit di président d'honneur l'ordre national des vétérinaires du Sénégal. ñu gërëm ñëpp doon suivre émission bi di ñaanal ki génn àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana di rappeler nit ñi feebar bi du mag rek lay laal day laal ndaw ndax ki génn àdduna 37 ans la amoon donc nañuy bàyyi xel ci feebar bi docteur li ñu wax ñu digle ñu def ko ñu moytu feebar bi def mesure barrières yi di ñaan yàlla génnee mbas mi mu gën a gaaw ci réew mi ci àdduna bi di leen gërëm di leen sant di tamit di remercier équipe technique bi ma doon ak man suba ba léegi ànd ak man di remercier suñu invité yi di leen ñaanal yéen ak jàmm